salaamaaleykum amis téléspectateurs de la télévision Futur Média ñu ngi leen di kontaane waat encore une fois comme chaque samedi ni ñu ko tàmmee di def ak yéen Week-end Start c'est tous les samedis ñu démarrer week-end bi ak yéen waaye Week-end Star c'est tous les samedis ñu invité stars yi bàyyi leen ak yéen donc mu ngi noonu événementiel mu ngi noonu dañuy dox ci ay vidéo yu bees waaye ay album ak loolu yëpp am na xale yoo xam ni boo leen invité ci yoon bi duñu mujjee am jotu yegg si lom ci kanam bu dee joxoo ma information yi war yëpp dinaa wax ñan ñoo pan ci péage bi ak ñan la ndox mi empêché ñu ñëw mais balaa ñu ci gën a dem di ci gën a sori dañuy bàyyi xel ci ñi nga xam ni vraiment ñu ngi ci mënd mi metti na ci ñu bari ñun doomi banlieue yii bu amee suñu xol du neex suñu xel day sori lool Kër Massar Yëmbal Caaroy Pikine metti na lool di ñaan autorité yi di ñaan ñi ko mën ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax parce que ñun fa la ñu dëkk banlieusard la ñu metti na ci ñun lool nan ñu bàyyi xel Kër Massar ak Yëmbal Caaroy Pikine benn baraag boo fa duggee sa xol du neex dara donc di seet ñi ci hôpitaux yi di seet ñi ci prison yi di nuyonteeg sama rakk ji Sam maa ngi lay kontaane noo def yaa ngi am jàmm alhamdulilah maa ngi nuyu képp kuy sénégalais surtout les sénégalais de la diaspora di leen wax ni seen émission préférée démarré waat na muy Week-end Start dans la joie dans la bonne humeur waaye Abba li nga xamante ni mooy feetu Achoura muy tamxarit ñu jóge ci lu yàggul dara ma ciy profito di baalu ak sénégalais bu baax a baax di leen baal ak di leen ñaanal yàlla may ñu gudd fan bàyyi ñu fi ba ci kanam a kanam ñi yàlla yóbbu tamit ñu ñaanal leen yàlla xare leen àjjana ci barke Seydina Mohamed mais Abba aussi damay am une pensée pieuse pour ñi nga xamante ne mooy les sinistrés ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nu mu tudd banlieue bi et que taw bi aussi métti goo xamante ni kër boo dugg actuellement ci banlieue bi mi ngi tooy ba pare bari ndox donc ñooñu aussi damay wax une forte pensée à eux et ñu ñaan aussi gouvernement bi mu appuyer leen taxawu leen bu baax a baax ndax c'est très important ñun ñoom lañ fi nekkal. ay ci am na solo lool yaakaar naa ni ñaari émission mënta am ci kër gi yéen ñooñu lang foofu seen waxtaan ñu leen di ñaan rek bu dee mën ngeen ñoo baal parce que mun leen ne ci kër gi am émission ngeen bokk ci kër gi war a organiser émission bi langaat foofu seen beneen émission donc vraiment bëgguma wax seen tour ngeen bàyyi ci xel rek ni que bu ngeen ko mënee rek man mën naa ko bu dee mën ngeen a yeggale seen waxtaan ndooy bu dee mën ngeen a yeggale seen waxtaan ayca nañu dem xooli première clip bi Youssou Ndour te ñëwaat léegi daal di yeggali yaakaar naa nag dañuy jël suñu première invité parce que tey invité yi Sam bu ñu sàgganee rek dañuy dominer. waaw bu ñu sàgganee dañuy rëcc moo tax dañuy daal di daw xool li nga xamante ni mooy son Youssou Ndour baykat te ñëwaat léegi wala am na lu ma metti tamit trop. lan la. am na baykat yu ma envoyé seen vidéo. Samira bay nañ soble ba soble si ñor. nu ñu mujjee ak soble si def nañ alerte ay yoon yu bari kaay leen dimbali ñu suñu soble si lu ngeen fay ñu jaay leen kaay leen jàpp ci soble bi ba mujj soble bi dañ koo wutal kàmb gu mag di ko ci suul loolu ñaaw na trop. loolu métti na de loolu Abba loolu métti na. loolu ñaaw dañoo gas kàmb gu rëy jël soble si yëpp mu metti ma nag. ñu koy naqarlu mais parce que amul client. kenn jënd ko. doy na waar de. soble bi ñu fiy bay ci réew mi kenn ba pare prix yi dafa gën a yéeg. léegi nañ leen bay bu ñu bayee duñ jënd suñu soble. dañ ci bàyyi xel. noonu la de surtout ak hausse des prix yi. donc dañ dem xooli son. ñu bëggal leen ak Youssou Ndour. waaw. ayca baykat Cissé. Pape Samba mais Pape Samba mënoon ngaa bàyyi CD bi xoos
bu dee kii animé toog fii CD dafa xoos kon CD bi bu dee dafa xoos ba CD bi xoosa tax ñu tegi ko mu nekkoon way wu yàgg mais way bu bëri njëriñ nag. Aba est-ce que xam nga man ay wayu rétro Youssou Ndour moo ma dàqal loo gis. parce que da nga bëgg rétro. waaw man dama bëgg ay wommat ay baykat ay li nga xamante ni mooy. ay mag Chimes of Freedom ay mag ay rétro Youssou Ndour man moo ma gënal loo gis. waaye tamit bi nga xamante ni moom la bu jege boobu daf may neex. man yow da nga bëgg rétro da nga bëgg ay wayu mag ay mag. ay wayu mag ay mag ay yow da nga bëgg rétro lan la. jàmm laa woote ak ambiance. Samba de kii du répondre ma ne waxal ci da nga bëgg rétro. waaw dama bëgg rétro parce que liñ naan rétro mooy musique man je me dis parce que boo xoolee ci message yi. rétro rek nga bëgg musique. man rétro rek ci message bi ci mélodie bi ci lépp loo xamante ni mooy wayu démb. ci mag mi ak mag mi way waaw ci mag mi ci dellu ginnaaw man way yi may déglu wallaay ñoo ma mag ay wayu Thione Seck wayu Kiné Lam man yooyu laay déglu yooyu laay poos loolu la yàlla dogal dëgg la. ba Samba demal Titi way na nit ma soog a jël sama première invité Leïcha xale bi bëgg a toog nag bu ñëwee toog sama histoire ak moom dafa bari fi ngeen jaar dafa waaw xale bi dafa am fu ma demoon nañ da ay waay ay wax yu sew ay wax yu sew wax yu sew ay waay lu mu def ay mu nekk sama xarit waaw mu nekk star ndeysaan ma koy woo du ma jël oh léegi ma xewle anniversaire mu yëge ko ci àll bi woo ma di ma tàccee sën. non kii bi ñu ànd man ak moom boobu man star la parce que maa ngi woon Sen TV di ko yëngal ma gis ko mu nekk xale bu am talent ma ne ko xale bi dafa am talent ma ànd ak xale bi gunge ko xale bi am succès bàyyi ma bay anniversaire yëgalu ma ko ma woo ko nag ni ko lu tax xam nga nit ku la bàyyi du la woon naan lu tax yëgaloo ma sa anniversaire ma merci xuloo ceeg moom mu baalu ma baal ko léegi dafa jar a ñëwaat fii. waaw jarul te nag Leïcha naa la xamal lu tuuti te bariwul gis nga taalibi borom daaru day juddu rek nekk star loolu yàllaa ko dogal nangul rek. ba tey d'accord demeewul noonu de xool li muy nettali nii faveur am lay wax demeewul noonu. man xam naa ni li ko neex lay wax. ok mais Leïcha foo nekkoon. dañ doon ànd am suñu ASC. di ànd man soxna Leïcha ak am suñu ASC. ASC bi moom moo daw. Leïcha wala ASC bi ñëpp a ñëw si anniversaire ba mu des moom. Youssou Ndour rek bàyyi ñu Leïcha topp Youssou Ndour rek ndigaloo rek bàyyi ñu. ndigaloo Leïcha foo ko wooy mu naan la ndigaloo. woo ma nan ma da ngaa yëg succès. barki yàlla naan ma ndigaloo. mais Leïcha foo mais nag nekkoon. sama rakk la sama xarit la ñu gëj ko gis. nuyonte ak téléspectateur ñu soog a yeggal suñu xuloo tey duñu waxtaan. waaw xuloo la tey. d'accord sa caméra gi ne. ok maa ngi nuyu waa Sénégal. di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ma doon laajte fan laa nekk sama fan si vraiment yàgg na trop xaar bi di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay di nuyu sama papa nuyu suñu waa kër képp koo xamante ni sama fan si nga di leen wax ni ñëwaat naa maa ngi nii nuyu naa ñëpp daal. mais mooy laaj bi mu la laaj moom. mais foo nekkoon ba nit ñi di la wër man dama la doon wër ci YouTube bi naan Leïcha mi fan la nekk. c'est vrai nag ñëpp a ngi koy laajte mais bon lu bëri moo ma tënkoon du benn affaire kese. wax ñu ñun fi dañuy partagé lépp. waaw vraiment voilà tey bëgg nañ xam ci lan nga nekkoon. da nga doon sëy. non sëy bi tënku ma noonu sax. xanaa bi ma amee doom noonu xaw naa dellu ginnaaw pour le temps ma yore xale bi mu màgg mën a demal boppam. entre temps tam ay liggéey yu antuwul woon maanaam nga commencé benn affaire après demul nga commencé waat may recommencer rek bañ a bàyyi rek jusqu'à présent tey yàlla dimbali ma mën a demal sama bopp yaakaaratuma ko ci kenn. may génne may produire sama bopp en fait. macha allah voilà lépp ma koy defee sama bopp donc xaar bi nag yàgg na loolu moo ma gënoon téye. liggéey yu bëri dañ koy def mais après du antu suñu borom du ko dogal daal. ma toog nag après benn instant tamit ma xawoon naa bàyyi sax. parce que dama dem ba ci yàgg ma ne est-ce que lii sama yëf la. ba ci yàgg ma toog ma ne man mënumaa bàyyi basket ndax musique. ba pare bëgg a bàyyi musique. su boobaa basket day am raison sama kaw. après ma continuer waat. ak nit ñi nga xamante ne dañu ma bëgg tout le temps may jot message yi depuis li ma toog kenn gisuma yëpp chaque jour sama Instagram sama fépp fu ma am page su ma duggee dinaa gis presque 50 messages yoo xam ñi ngi may naan ñi ngi lay xaar. donc je m'étais dit que voilà il est temps ma jóg. mais est-ce que ce temps bi nga toog noonu noppalu ko wala toog bañ a ñëwaat xaw a mel ni ku bàyyi est-ce que temps boobu yaa ngi doon entraîner parce que voix. bien sûr day loo xam ni boo ko bàyyee rek mën na laa bàyyi est-ce que voix bi li fi nekkoon. ba tey mu ngi fi ba tey balaa ñu dem xooli sa vidéo. bien sûr nga wan ñu. abaa man ci ndigaloo gi. mënumaa xëy ndax voix baa ngi fi ba tey. mënumaa xëy te du ma woy. ndeysaan booy togg. mënuma ko. booy fóot. bu may fóot li gën a neex mooy sama néeg su may woyantu sama doom Sëñ Saaliw maa ngi koy nuyu de passage même sama page TikTok yi da ngay gis ñëpp a koy wax. damay woy il est en bas il chante avec moi. donc man
dëgg la nekkuma woon ci scène bi gars yi gëj nañ ma gis mais Abba maa ngi way ba li fi nekkoon na fi nekk. ñu xool. ça la se gën a roode. nañ xool. ça se voit sax nañ ndax les chats ndigaloo na ci bu mu sëy ba indi ni ma la bëggee waaw nañ dem xool ni ma la bëggee lu muy non joxe dañuy non nañu may lii ba pare. ayca ayca. Nigalo iba ew. wana la nigal bay gur ew. wana la nigal bay gur may sa bige kumba fal borom fara khadi janjaner daba mam sey jaay nigal fal ñëwaaril kam nigalo ibal jawaaril islam nena lees waxul lii dafa bokk ci présentation parce que bari na ñuy seetaan du ñu xam ne kanam gi mais buñ ko gisee mu way lii bu la neexee ñu ne mën nañoo dem xool ni mën a bëggee bu lay saa ñu xam ne la mu ngi fi musu fee jógee musu fee jógee ni ma la bëggee bu lay saa ñu xool ko te ñëwaat léegi ci plateau bi ay ca teel sa micro bu baax. bon sama jëkkër moo ma gën a inspiré parce que parfois da ngay nekk way yi fu ne xale lañ koy bindee seen way yi fu ne lañ koy bindee ni ma la bëggee xam naa du ñàkk nga mën na toog ba 4 heures du matin sa xol sedd rek. waaw nga ne ko ni ma. non sama xol damay seet ndeysaan. xam nga dama doon rêvé comme bi may jàngee Kennedy dañ daan dem si boutique yi nga xam day jaay ay parfum de marque xam nga ay yére de marque nga koy xool nga taxaw si buntu bi xamuñu woon sax ni da ngay bu la neexee dugg boobu mais dañuy taxaw si buntu bi naan ay waay li su mu amul yére bii nag non pas sax su ma amoon jëkkër ma ne yére bii maa koy sol Ok. kii ne maa moom bii tu vois te yàlla boole maa góor boo xamante ni genre je peux dire rêve boobu noonu da ko accomplir ñu koy réaliser ndeysaan. ma nekkoon si musique bi mu metti mu ñëw ubbil ma toutes les maanaam am carte baa ngi nii produire sa bopp soo bëggee clip fayal sa bopp defaral lépp sa bopp donc mu inspiré ma à ce que ma ne ko est-ce que du ma bind waay boo xamante ne sama bopp lay jógee mais dina toucher ñëpp ndeysaan ndeysaan. vraiment ma koy remercier bu baax parce que moo ma jàppale si lu bëri maa ngi say nekk xale yombul ngay musique mu lay comprendre nga yore bébé wala dem studio et tout le temps bu may dem studio il est derrière ndeysaan. tout le temps donc vraiment bisous je t'aime fort macha allah les chats ñu tàmm di la gis ci li nga xamante ne mooy ay cover sénégalais yi yëpp apprécier ko tey nga ñëw nga ni da nga ber sa yoon def single comment ça s'est passé réellement ak ban sentiment nga ci gën a yëg waaw xawoon na ragal nag xawoon na xam nga loo musul luñ la musul xamee su waree ñëw moo war a sax am na lu ci ëpp nañ génnee bii on a fait beaucoup de titres mais da ngay ragal parce que dama absenté lu yàgg ñu ne est-ce que duñ génnee bii est-ce que duñ génnee bii ba ci yàgg ma ne non bàyyi leen ma way bi ma sentir ñu génnee ko donc son bi c'est quelque chose boo xamante ni génne ko yombul parce que dama ne nit ñi lii lañ ma xamee parce que ñu bëri foog nañ ni kay peut-être les chats mënul way fii mënul wayee fee mënul way mbalax wala mais non mën nañ tegu ci lu nekk te bu ñu ko yàlla mayee dinañ gis ci kanam tuuti yeneen titres yi di ñëw on va tout faire gars yi dinañ xam ne polyvalent nañ ci yu bëri quoi. donc yeneen bu ñëwee fii sa kër la nga sa maga toog fii sa xarit toog nii boo ñëwaatee dañuy defaat promotion bi gën ko yokk mais tey jeex na man pare naa ci xuloo bi man gis nga nag man nag mën naa mer mais ay xuloo yu yàgg yooyu moom mënu ma ko moom loolu moom attanu ma ko sax léegi nag dañuy wax son bi kan moo ko enregistré ban studio lañ ko enregistré ci vidéo bi yow ak kan a ko def même bu dee xam naa ko ak wax ñu fan lañu dem pour seetaan ko ak projet yi lan moo ci topp rek ñu bàyyi la nga dem waaw d'accord merci beaucoup en fait Pag la waaw Pag mooy def yi sama xuloo waale Pag mooy xuloo nag ñëpp moom day xuloo ah, jëkkër jéema woon ni ma dafa bari problème kii day xuloo rek non c'est vrai Pag sama waa ji vraiment xuloo nañ ba sonn ndax clip bi mais lii la bëggoon rek dafa bëggoon mu baax dafa bëggoon lu am qualité donc man tam ma bëggoon un truc boo xam ne kuñ ci gis di nga xam ne on est des Sénégalais Afrique lañ dëkk génn tuuti côté luxe bi ñëw ci côté li ñu moom moo gën a tax ak promouvoir aussi teint noir yi que ñu bàyyi xeesal ay wax yu sew xam nga ay wax yu sew xam nga ay wax yu sew nga juddu non dama bëgg xeesalkat yi dinañ fexe ñëw toog fi tontu non dama bëgg ñu ñuul ni ñu xam ni li ñu am dafa cher teint noirceur d'ébène dafa nekk loo xam ne dafa rare te dafa riche voilà dafa riche maintenant da nga koy gis clip boo mënti am ci àdduna bi artiste bu mënti doon da ngay gis ñu ñuul ñooy taxaw si wetam
donc nañ bàyyi loolu ñu continuer dafa nice nañ ko maintenir ko voilà ayca am na solo. donc son bi Is moo ma ko defaral Iso Beat vraiment moom tamit ivoirien je pense su ma juumalee ku baax moom moo ma defal son bi maa ngi ko enregistré studio Awadi sama album bientôt incha allah ñu ngi ciy nekk xam naa bii rek bu rombee léegi rek di ngeen jotaat beneen bu bees bu jóge ci man du yàgg dara et puis di wax ni projet yaa ngi suñu kanam xëy na Covid bi moo ñu xaw a tënk ba lu bëri mënuñu ci avancer mais incha allah bu jàllee rek incha allah Aba ñu toj Sénégal. en tout cas sant nañ la gërëm nañ la. waaw kay xaar leen ma ci mbalax bu saf-saf. ayca en tout cas ça nous a fait énormément kontaan naa plaisir trop ñu vraiment gisaat sama xuloowaale ber yoonu boppam et yow aussi vraiment Samira Samira la. vraiment ma lay seetaan. nga neex ma trop parce que da nga foofu aana la foofu aana la film la nekk. ça dépend fan nga may seetaan Weekend Start wala ci série bi. non ci série bi am Weekend Start foofu aana la foofu aana man Samira bi laa jàpp en tout cas merci à vous franchement kontaan naa trop merci à tout le Sénégal. merci beaucoup je vous remercie. dañuy dem xool yi beneen clip comme invité yi tey dañ ñoo tënk xam naa ni du ñu yàgg fenn ngeen dawal ñu compréhension rek bu dee temps bi dafa xat ngeen dawal ñu compréhension Myriam la ñuy dem xool yi mu way Rumba ñu jël ko léegi yeggali suñu émission Weekend Start ayca Rumba Myriam moom la indi yaakaar naa ni Myriam ñu ngi koy bëgg miin ci scène musicale bi Myriam fekk nañu ci kaw scène Myriam fekk nañu ci ay plateau Myriam dafa mën a way et puis day féexal xol yi bu baax a baax Sam sa invité gi noonu. macha allah en plus de tout cela elle est assez originale Myriam ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. yaa ngi di nuyu bu baax Abba Samira di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp donc voilà man la Myriam artiste chanteuse sénégalaise maa ñëw fii tey ci Weekend Start di rafetlu invitation bi bu baax. bii mooy sa son 5e 4e 3e bii mooy. bi mooy sama 4e clip officiel waaw bi mooy 4e bi dama defoon benn break donc là c'est comme un comeback Rumba moom la ñu indi mu nekk benn lancement si projet bu ma nekk di liggéey. sama break xale yi dañuy break rek. waaw dañuy break ba pare man titre Rumba soo ma ko mënee gën a expliquer Rumba qu'est-ce que ça signifie. Rumba déjà c'est une danse. Rumba c'est une danse maintenant nag xam nga ku ne xam na ni mbëggeel moom su fekkee da ngeen a bëggante. Rumba c'est une danse brésilienne. c'est une danse brésilienne. Rumba, yeah. Voilà donc nag bi ñuy bind son bi on s'est dit que ni pourquoi pas ñu wax sama xol bi yaa koy rumba maanaam yow yaay feccal sama xol. waaw loolu foofu lañ ko jëlee daal pour mu nekk tamit benn titre bu original boo xam ne dina des ci xel yi. donc maa ngi remercier de passage Crew Manju Mori moom waa Crew waa moom ñun ñaar ñoo bind son bi on s'est dit que voilà nañu jéem a def loo xamante ni dina des ci bopp nit ñi. mais tey qu'est-ce que ça te fait ngay ànd ak hip-hopeurs yi ba pare doo def hip-hop wala hip-hop ngay def. waaw man world music lay def. world music c'est-à-dire que principalement sama style c'est afro pop afro mbalax après nag mën nañ ma xaar ci mbalax mën nañ ma xaar ci reggae je ne me ferme pas daal mais en tout cas hip-hopeurs yi li ma ci jàngee mooy c'est des gens yoo xamante ni ils sont très ouverts d'esprit. te en même temps par rapport à l'écriture aussi boo xoolee son bi ni ñu ko bindee on a utilisé des punchlines des techniques yoo xam ne même su dee nekkuma di rap mais dañ ko transférer ci way bi. mu ànd ak mélodie bi et tout. punchline boobu ma déglu sax laa bëggoon xam kan mooy bind texte bi réellement. texte bi man ak Tidiane man ak Crew Manju Mori ñoo ko bind man maay def mélodie def refrain moom mu dugal ci biir ay phrases xam nga ay sama xol bu doon classe wat naa ni yaay jël paie. yaa ma jàngal luy mbëggeel te diplôme xol bi yaa ko validé. c'est ça li mooy objectif Weekend Start c'est juste pour bu ngeen ñëwee toog ñu waxtaan promotion li nga xam ne moom ngeen ñu indil moo xam muy son wala muy clip wala événement ci loolu la ñuy waxtaan waaye mënta ñàkk ñu waxtaan ci break yi parce que Sam xale yi dañuy jékki-jékki rek ne na dama breakoon lan moo tax break yow tamit da ngaa sëy wala da ngaa amoon rupture yu metti mën naa indi break. mën naa nekk lu ne ma xew na ma. amiin yaa rabbi yàlla sëyguma nag Aba. ñaanal ma sànni ma ñaan. comme demoon ba jàpp benn dimanche loolu mën naa indi rupture. waaw waaye nag break bi moom du loolu moom waaw ndax musique bi moom fii laa ko def donc même soo ma bàyyee tamit grawul damay continuer ak musique bi rek sama passion la voilà break bi nag li ko waral du leen des fois dans la vie pour des raisons personnelles tu es obligé la vie te force à ce que nga xoolaat fi nga jëm tracé waat sa yoon xam nga surtout que musique boo si soog a ñëw da ngay tâtonner da ngay xool fan mooy yoon bi donc loolu moo tax ma defoon break xoolaat sama style xoolaat côté staff aussi j'avais un problème de staff vraiment instant bi nii on s'est regroupé vraiment pour mën a joxe le maximum dinañ gis daal la vraie Myriam en tout cas. mais Myriam clip bi fan lañ ko defee j'aime bien l'originalité.
clip bi ñu ngi ko tourné Médina on l'a tourné à Médina am na benn partie boo xam ne on l'a tourné à Lac Rose donc c'est entre Lac Rose ak Médina voilà on a voulu wane côté style africanité bi et voilà c'est très joli. donc tey lan moo ñuy xaar ci yow son bi wax nga ki nga xam ni moo ko bind fan lañ ko enregistré ak vidéo bi kan moo ko def même bu dee xam nañ ni Médina la ak Lac Rose ak wax ñu projet yi nga xam ni moo nekk ci kanam. D'accord donc son bi ñu ngi ko enregistré ci studio Nati Dread Entertainment bu Xuman donc moom moo njëkkoon di def sama production yi ma jotoon def donc foofu lay enregistré ba léegi. Mais en même temps je suis en autoproduction donc ñun ñoo ko def ak Kouman Djumori vidéo bi ñu ngi ko def ak un réalisateur bu may remercier de passage mu ngi tudd Jordi Diop donc il est basé au Maroc mais day def navette entre Sénégal et Maroc moom moo collaboré ak man ci vidéo bi moo def direction artistique bi donc ma koy remercier bu baax a baax di remercier staff bi di remercier ñëpp ñu ci jàpp vraiment. bu ñu ko bëggee xool fan la ñuy dem. waaw bu ñu ko bëggee xool dañuy daw ci samay réseaux sociaux Myriam officiel. Sur Instagram sur YouTube également j'ai une nouvelle page YouTube Myriam officielle foofu la vidéo bi nekk donc gars yi dem leen foofu maximum de partage maximum de like. Pape Samba sama réalisateur bi nee na ma am nga ay vues yu bari mais dafa mel ni kii moo la ëppale ay. waaw dafa mel ni moom a ëppale. non Pape Samba moo bëgg ay wax yu sew bu ko faale. Pape Samba nee na ma Myriam am na ay vues yu bari mais dafa mel ni Samira ko ëppale ay vues man nag dama bëggoon comme téléspectateurs yi ñu seetaan ñoom tamit bëgg nañ ci am ay vues bu ngeen doon dugg rek ñu xool seen ay vues xam kan mooy. waa Facebook maa ngi leen di nuyu di leen wax bon week-end vraiment waa Facebook suñu internet yi. waaw xanaa ñu bàyyi Samira mu jàpp si rek dem xool vidéo bi. dama bëgg ngeen dugg rek ñu xool vues yi ba xam ñi seetaan tamit dinañ ci am ay vues ñëpp bëgg nañoo ay vues. zéro bi ngay laal zéro. en tout cas ñu ngi lay kontaanee merci beaucoup Abba. wax ñu say projet lan moo war a ñëw. instant bi ñu ngi préparé benn EP boo xam ne rumba bi extrait wu EP bi la donc sama gars yi nañ ko xaar dinañ génn ci style yu bëri incha allah dinañ gis Myriam à 100% daal. vraiment incha allah. donc yaakaar naa ni booy ñëwaat di nga ñu indil mariage bi madame Nangam ak Sangam parce que waaye ak loolu ànd. Amin moo ànd da nga may ñaanal am na ko fi nekk. waaw am na ko fi nekk. am na yéen a ngi avancé. li Pape Samba moo la. waaw ñu ngi dem dañ ma waxee ma sama bopp de dañ ma. ñaanal ma rek Abba yàlla baax na. en tout cas ñu ngi lay kontaanee. merci beaucoup kontaan naa trop si invitation bi Abba di leen wax ngeen dem suivre sama page YouTube Myriam officielle et merci à tous ceux qui m'ont soutenu voilà merci beaucoup. waa ji avancé ak moom Myriam mi dama ko yéegaloon je pense en 2017 2018 si kaw scène. bi may présenté bañ ne ma Myriam mooy ñëw yéeg. donc public bi dañu commencé di yuuxu man xaw ma public bi lan la ñuy yuuxu. ba dégg public Myriam ma ne mais kii man lu tax duma ko xam ba pare public bi xam ko. mais bi mu yéegee def robam ma ne kii mooy ma ne kii mooy sonal nga ma trop si kaw scène bi vraiment. en tout cas kontaan nañu bu baax a baax a baax. maa la gën a kontaan Abba merci beaucoup Samira. bu Myriam demee ban invité la ñu am. waaw Abba dañuy daal di jàll ci ki nga xam ne mooy Kouja Mat mi ngi way li nga xamante ni mooy Ama Ñaaw nag xam naa bu toogee fii dinañu wax mooy lan ndax man. Kouja Mat sax dinañu wax moom mooy lan. ayca dañu dem xooli ko ñëwaat. donc Kouja Mat ñëw indil ñu Ama Ñaaw du ma ci sori damay laajte ki nga xam ni mooy madame laajte mu laajte ma lan mooy Kouja Mat ak lan mooy Ama Ñaaw. waaw parce que depuis tout à l'heure bu ngeen seetloo maa ngi wax Kouja Mat alors que Kouja Mat la donc bu ngeen ñu mënee wax tout simplement lan mooy signification Kouja Mat ak li nga xamante ni mooy Ama Ñaaw pour ñi ñuy seetaan ngeen nuyoo ba pare. alors merci beaucoup déjà pour invitation bi. donc ñu ngi nuyu Sénégal gi yëpp plus particulièrement waa Casamance vu que Casamance la ñu jógee. donc voilà Kouja Mat ça veut dire tout simplement Joola mais comme on est deux on dit Kouja Mat en pluriel bu dee man kese la woon Adjamaat laay wax. voilà Adjamaat mooy benn waaw. bu dee Kouja Mat mooy les Joola tout à fait tout à fait. on a appris des mots on a appris des mots Kouja Mat Adjamaat. Ama Ñaaw tout à fait Ama Ñaaw mooy seet. seet ay waay yàlla na nga nekk Ama Ñaaw waay. ay waay kii bëgg naa mu ay waay xale bi yàlla ay. ay waay kii yàlla na nekk Ama Ñaaw waay yow laa magale sama bopp pour sénégalais yëpp bàyyi ci yàlla na nga nekk Ama Ñaaw avant no stress laa magale sama bopp bés bu ma nekkee Ama Ñaaw mooy seet.
yàlla na nga nekk amañam nga ay waay ay Cissé mi li ko doon ba jàmm dama tiit ci moom. amañam mooy seet. mooy seet waaw. donc histoire bi mooy seet. voilà tout à fait ay conseil la pour seet bi. et tout je pense man dégguma. wala muur ko mu war a dem. dugg ci néegu sëy voilà lépp loo xam ne lu ñuy def ci cérémonie conseil pour seet bi wax ko jigéen da ngay muñ des trucs comme ça tout le tralala moom la ñu wax fii en fait. kan moo la yab dañu lay yab say waajur wala kii nga àndal way moo la yab wala kan moo la yab wala yow yaay yab. enfin conseil yi ngay wax yab. waaw voilà donc waaw ku jigéen kii ay bàjjenam. enfin ñun suñu village donc Afiñam après ku góor ki aussi ay oncle am voilà donc ñoo koy conseillé. am na solo donc ci culture casamançaise ngeen tënk li nga xam ne mooy way bi. à travers les images machallah on a vu que c'est magnifique j'imagine que Casamance ngeen ko defee Ziguinchor ou quelque chose comme ça. tout à fait Ziguinchor est dans un village qui s'appelle Djilakoun. ouais. yéen ñaari ànd ci. way bi wala yow yaay way moom mu yor instrument. alors c'est la première fois ñu naan ma man maay way moom mu yor instrument parce que d'habitude moom la ñu xam Casamance moom la ñu xam man xamuñu ma vu que je vis en Suisse donc d'habitude dañuy ne dama koy aawu. voilà mais on forme un groupe en fait. Okay. c'est un groupe lui c'est Big Mo le géant je vais laisser peut-être parler un tout petit peu. voilà. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp waaw di bëggee ñëpp waaw comme ni mu ko waxee sànq c'est un groupe qui est là qui s'appelle Kujamaat waaw Isis Kuito et Big Mo le géant waaw yàlla dafa def ñu xamante def benn morceau bu tudd Casamance après ñu gis ne pourquoi ne pas former un groupe man maa ko proposé mu nangu groupe bi juddu quoi. am na solo donc ngeen ànd ci groupe bi depuis ngeen ànd ba tey ñaata son ngeen def. ñu ngi si suñu 3e morceau bu pare ba morceau yu pare on a 3. ok mais ñu ngi si yeneen projet aussi. ok donc da ngeen di ànd di def ay concert rek yooyu parce que nee na Casamance yow la ñu xam donc ànd ngeen bitim réew wala boobu ba tey yéen a ngi nekk seen ruxu di def nànk par nànk. step by step loolu la ñuy wax en anglais. waaw bon groupe bi ba muy juddu yàgg na 2 ans lay toll si je me trompe waaw moom elle vit en Suisse man fii laa def sama carrière solo ba bu ñu yàlla boolee. waaw donc tournée yi Casamance lañ ko démarré gum parce que tout récemment la ñuy jógee boucler suñu tournée. di waajal yeneen aussi incha allah. am na solo damay laaj question bi ki nga xamante ni mooy ala dame naka ngeen def ba yow nga nekk Suisse moom mu basé wu fii ngeen dem ba def benn duo. WhatsApp amatul waaw WhatsApp da nga cee mën a duo. maa ngi jégalu waaw man je suis infirmière. da ngay faj yaa ngi dégg loolu. salle d'opération ay waa Johnson bi waa yow mi yow naka jekk may xool naan kii moo ma ñàkk man maa ngi lay xool xàmmee la naan kii moo ma ñàkk Johnson bi man yow kii mbaa ñàkk ngeen. mbaa ñàkk ngeen. ah infirmière bi ñàkkoo ko infirmière la ñàkkoo ko. ñàkkoo ko. lii day na war rek yow ñun sax ñàkku nañ. ñàkku ngeen. mais duo bi comment ça s'est passé yow nga nekk Suisse moom mu nekk fii naka ngeen def ba def li nga xamante ne mooy collab bi. man xaw ma ko woon du tout donc un jour dama jógee génn salle d'opération nekk ci sama oto di ñibbi après sama frère envoyé ma benn son bu tudd Fikis donc bi mu def ak beneen waay bu tudd jeune Akon Junior et du coup ma déglu son bi ba ma egg sama kër et c'était tellement dansant je me suis retrouvée là-dedans vu que Joola là je parle Joola et c'était toute une fierté pour moi dégg son boobu noonu. fekk na yow boobu yaa ngi way. non. enfin wëyoon naa balaa may dem Suisse ba may am 15 ans 16 ans maa ngi woon ci Père Ouza Diallo. ah d'accord. voilà Ouzet gi. non pas du tout après loolu la waaw donc moo ma jàngal wooy vraiment maa ngi koy saluer de passage surtout voilà et 2019 bu ma demee Suisse dama arrêté carrément
2019 bi ma déggee son bi ça m'a aussi donné envie mais avant ça bon ñëwoon naa fi vacances j'ai un ami qui s'appelle Milkman dafa am home studio et ma dem këram dafa ñaari son yoo xam ne c'est juste quelque chose comme ça que j'ai gardé pour moi surtout il faut pas écouter et je l'ai appelé j'ai demandé à le rencontrer et sama frère présenté ma ko je l'ai proposé ñu def son donc mooy son Casamance bi et ça fait un boom partout ouais maintenant je pense que teg nañ ko même sur TFM aussi la Casamance parce que c'est un son boo xam ne dafa yee fierté wu Casamance yëpp surtout et daf ci wax lu bëri genre guerre bi amoon nit ñi tiitoon nañu ragal nañu mais léegi loolu jeex na parce que jàmm la ñu bëgg aussi te moom la ñuy ñaan fa demaat vraiment da ngay gis benn ville bu riche ci lépp vraiment la ñu fay wax yëpp ñun gisuñu ko fa wax dëgg yàlla waaw voilà kon peut-être amul woon fi nga xam ne ñun foofu lañu nekk mais c'est une ville qu'on a aimé quoi wax dëgg yàlla neex na riche na quoi vraiment am na maa ngi turu village bi laay fàtte mais am na chaque année foo xam ne dama fa daan dem Aba pour découverte et tout mais pour te montrer jàmbur ba noppi fàtte turu village bi non parce que période boobu j'étais terrifiée parce que période Famboni xaw ma ndax xam ngeen ko période lël la lël boobu day am Famboni benn esprit buy génn donc waa Casamance waa Ziguinchor yëpp ma leen di nuyu ci loolu aussi bu baax a baax merci kontaan nañu donc wax leen ñu lan mooy projet yi aussi alors maa ngi bàyyi parce que je dois monopoliser parole bi quand même ndeysaan ak am xel ak am xel waaw projet yi comme ni ko gars yi di waxee rek kuy yoot du sëqat waaw mais ñu ngi si en tout cas ñu ngi si liggéey bi parce que musique moom liggéey la laaj donc ñu ngi waajal ay affaire très bientôt dinañu gën a dévoiler affaire yi bu si liggéey bu ñu gën a avancé si liggéey bi waaw ñu ngi waajal lépp lu artiste di rêver daal waaw tey am ngeen foo xam ni mën ngeen ñu fa orienter seen chaîne YouTube wala foo xam ne bu ñu fa demee fekk fa seen ay information wala actualité yi waaw si vidéo yeeg yëpp quoi waaw si YouTube bi boo tapee ku jamaat espace TV di nga am suñu chaîne YouTube ku jamaat TV waaw ku jamaat TV sur Facebook boo tapee ku jamaat page officielle di nga mun a am accès si suñuy œuvre am na solo sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax bàyyi la nga wax sa mot de la fin après jox ajamaat bi moom tamit mu wax mot de la fin waaw d'abord di leen jaajëfal si opportunité bu ngeen ñu may di bëggee ñëpp ñu ñuy déglu di ñaanal ñëpp jàmm merci beaucoup ana ajamaat bi moom day dellu suuf wala day toog ba ci kanam alors ça dépend rek ajamaat bi day dellu ça dépend rek waaw day dellu yàlla baax na daal en tout cas merci beaucoup et moi j'ai juste benn requête bu ma bëgg a def parce que Casamance bëri na ay artistes torop mais duñu leen faral di gis ci télé yi et on se sent un tout petit peu orphelin ci côté boobu il y a beaucoup d'artistes yoo xam ne ils ont beaucoup de talent mais ils ont pas d'aide et puis amuñu accès ci télé yi ak yooyu léegi yéen ubbi leen buntu bi rek ubbi nañ ko ñu dem Casamance mais ñoom bés bu ñëwee fii inch'Allah dinañ leen dalal waaw d'accord kon bu ma demee dinaa eggali seen kër la comme ni ñu koy waxee seetu waa Sénégal yëpp la donc fii seen kër la comme ni ngeen doxee ba yegg si keneen ku dox ba yegg si tëjuñu benn buntu ubbi nañ ko ñëppay ñëw dugg en tout cas kontaan nañu ci yéen merci dalal bi nga xam ni dalal nañ leen merci donc di ñaan ngeen bàyyi xel ci corona gi bu baax a baax ndax infirmière bi nee na vacciné wu leen ñu aarante activités yi mën a parce que yéen tamit dafa bokk ci loo xam daf leen dundal concert yi commencé waat activités yi commencé waat ñëpp di jouer ak yooyu am na ci solo ci laay doxee fàttali leen seen petit gallé Prime 4 waaw Prime 4 Aba ce soir lay doon enregistrement bi nga xam ne fii ci biir cosaan lay doon nee naa la Aba Prime 4 bi dina xaw a sensible tuuti sama côté parce que élimination la keroog xaw nañu repêché ñu bëri et tey moom xam naa ni waa VAR du ñu may dara donc ce soir lay doon ngeen mën ko am suba à partir de 17h sur la TFM xam leen ni seen petit gallé xale yi pare nañ ba noppi waaye seen single yi nee naa la mbëggee Mouhamed Pape xale yi daal dañ nar a génnee single yoo xamante ne
kuy artiste da ngay ibbi sa bët bàyyi xel te xam ni xale yi duñ maye dara. musique sénégalaise dafa am yeneen invité yoo xam ni dañu cee ñëw wàllu si xaw ma ndax dañuy fëgg buntu bi. xaw ma ndax dañ koy dajji wala dañuy jaar ci fenêtre bi xaw ma nu ñu def mais am yéen a ngi bëgg am ay problème yu bëree bëri. yaakaar naa bu dee temps beeg invité yi dinañu ko may dinañu xool benn temps fort boo xam ne ci seen petit gallé dinañ ko teg mais am nañ beneen invité bu war a ñëw yaakaar naa. waaw ñu ngi koy wax kooku Mbaye Ndiaye ci laa la moom nee na xale bi la wax nañ dem xool lu mu wax ci xale bi ba xam ñu daal di dellusi. il vient de Saint-Louis. Mbaye Ndiaye ci laa la ndar. Samira Mbaye Ndiaye Tida la mu jógee Ndar ñëw Dakaru ñëw ci Weekend Start donc loolu moom plaisir rek la ñu def. mën a doon ba pare indil ñu lu bees tàkk Mbaye Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoo te suñu mbokk téléspectateurs yi. asalaamaaleykum Aba. waaleykum salaam. asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum le monde entier bi nga xamante ni ñu ngi xool télé bu mag bi tey TFM. gannaaw bu ma jullee ci sunu borom. sant sangam bu tedd bu Seydina Mouhamed maa ngi nuyu Sénégal di kontaan trop Aba jóge Ndar ñëw fii jàkkaarloo ak yow. macha allah Mbaye Ndiaye nga indil ñu li nga xamante ni mooy xale bi. mu nekk way bu bees xale bi lan la histoire bi bu ñu mënee xam lan la exactement. waaw xam nga xale bi dafa am na lu muy wund quoi chaque jour am na xale booy bëgg ko munoo am accès ci moom. mun loo ko jot am na xale boo xamante ne danga ko bëgg mu bëgg la ngeen bëggante du genre quoi comme xale bi ci lu mu lay jaral quoi yéen Mbaye Ndiaye yéen da ngeen am problème ak xale bi Mbaye Ndiaye bee woyoon na fi xale bi gis naa xale be yow nga ñëwaat Mbaye Ndiaye woyaat même xale bi man xale bi dama ko nopp man moo xam nga kee def ko gis man damay wax xale bi nopp naa la man bëgg naa la xale bi nopp naa la ma chérie boy bëgg naa la xale bi la nopp man mais dafa saay saay. mais lan mooy problème bi da nga am ay activités yoo nekk yu la empêché ñu gis la ci musique bi wala fi Ndar nekk moo xaw a am sorienté ak fi média yi nekk lan mooy problème mu Mbaye Ndiaye Tida la xam nañu daa mën a way pire. je pense que nongolo nem si yàlla na yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana bi mu faatoo dañ naan Mbaye Ndiaye Tida la am nañ beneen nongolo bu leen jooy nongolo parce que am nañ Mbaye Ndiaye Tida la mais depuis boobu ñu gis ngay ñëw di feeñ di dem c'est quoi le problème. waaw parce que Aba xam nga loolu boo ko gisee mooy Ndakaaru da ngay am ku la jàppale Ndakaaru da ngay ne ci loxo su fekkente ni tubaarkàlla sunu borom def na ci yow talent. nga nekk fii benn instant gis ni yow sa talent mi ngi xaw a nëbbatu tuuti lu ko waral parce que ay dem soirée bëf dem fii bëf dem fee bëf wala parce que soo bëful doo am xaalis donc pour man soo ma retourner dem ci suma dëkk Ndar def ma noo xamante ni tey vraiment boo duggee Ndar xëy na yàlla moo dogal loolu boo laajtee ñun Mbaye Ndiaye Tida ñëpp xam nañ ko. seen ambassadeur. waaw xam nga comme sunu borom dogal loolu ci man. ma toog Ndar la ma
am ak li ma bëgg lépp suñu borom defal ma ko ci Ndar Aba damay yaakaar ni boo wàccee sa ànd boo dem da nga ciy fekk waaw ñun fekk nañ la Ndar nga yéeg ci kaw scène bi mais mu demee neneen donc ñun xam nañ ki nga doon biir Ndar mais est-ce que li nga bëgg est-ce que fi nga bëgg a yegg est-ce que toog Ndar mën na la ko may non fi ma bëgg yegg dëgg Aba toog Ndar mënuma ko may fi ma bëgg yegg ci ku mel ni yow ak say morom yéen a ma fa mën a yeggale parce que gis nga dama koy faral di wax ñunu artistes yi su fekkente ni ñun rek la du dem il faut musiciens yi ci lañu bokk groupe staff bi ci la bokk arrangeur bi ci la bokk les musiciens techniciens ci lañu bokk bu ñu defaree nag bu mu baax ba pare il faut ñu jox ko un produit boo xamante ni que Sénégal bàyyi nañ ko xel ku mel ni Aba wala sa frère Cheikh Sarr wala ku mel ni Padros Mbaye wala ku mel ni Andi Saliou Khoule wala ku mel ni Kolos wala ku mel ni Sidaat ñaatam ba Didier Yves bàyyiwuma boo fi toogee di lim dafa bëri donc ñu mel nooñu ñoo lay mën a jàppale comme nag léegi écran bi moom fii la taxaw tourné wul non écran bi jëmul nii waa joxul Ndar bopp écran bi joxul Ndar bopp est-ce que jotul woon benn instant parce que man je me suis dit que Mbaye Ndiaye ci lan la nekkoon parce que da leen di neex tey ngeen musique suba bu leen neexee ngeen arrêté musique bi léegi fans yi duñu xam ci lan ngeen nekk lan mooy prouver loolu lan moo tax loolu man musuma arrêté musuma arrêté man depuis ma jógee Dakar ba tey maa ngi Ndar fa laa toog def ko suma base di fa liggéey di liggéey ay œuvre yoo xamante ni Ndakaaru ngay taxaw di ko dégg muy jóge Ndar di ñëw ba Dakar te lu mel noonu bu amee loolu duma ci doyal loolu dama yeewu benn jour loolu duma ci doyal am rendez-vous di la déglu wallahi ma dugg ci sama oto di la déglu woy wa àgg ca ay xaaral ma naan ndox tuuti ku ñeeña bala mang sa loxo ca kaw ku suppu galas bàyyi meen Sëriñ Fallo ku may amal bàyyi Sëriñ Abdou Karim Mbacké borom makaarimal axlaa waawoy ana bala mañ si ku ñeeña bala mañ sa loxo ca kaw dëgg la sama gaañi ku bëgg abasho neel sa loxo ca kaw xam nga musique bi dafa rafle dafa rafle ñu mën a way am na ay ambianceur am na ñuy xumbal ak yooyu mais waykat yi danoo manqué ci musique bi te ñii dañ leen war a yokk doole ñu ñëwaat parce que ci musique bi la ñu bokk ci lañ bokk mais li mu wax sànq tam am na solo ku ci mel ni animateurs yi war nañ leen appuyer bu baax a baax ndax ku ci mel ni Mbaye Ndiaye tey bu toogee fi nga xam ne mooy Ndar nee na mi ngi def liggéeyam comme ni mu ko waree mais xëy na musique bi moo yegsiwul ñoom fi ñu bëgg je pense bien donc ñun animateurs yi ñoo leen war a gën a mën a jàppale et tout ça donc loolu boo amee message boo ci lancé bu ndaw rek affaire bi mi ngi ñëw parce que bu ndëkk dama daan toog Ndar rek ñoo may déglu mais bu ma demee tey ba Ndakaaru di ma déglu damay sant yàlla xam ne liggéey bi may liggéey mi ngi ci yoon bi xam nga aayoon ne ñëw na toj réew mi ma yaakaar ni foofu laa yem ma teg foofu sama loxo bii pa tàngal bi laa indi tàngal bee nekk nii Aba xale bi xam nga fu ma mujjee ak moom tàngal laa ko may naan ko sa tàngal bi nga yore koo koy may mu koy màcci ko bébé bu lay neex waaw son bi moom moo nekk Aba ma tàngal jee nekk nii maa ngi naan la ci Aba Mathiel xanaa déggoo loolu Aba ak Cheikh Sarr Mathiel waaw Aba seen moom soo nekk nii moom laa leen xam nga tamit lii bu ngeen ñu ko dul jox ci présente parce que tamit waykat yi am nañ ci part de responsabilité parce que di nga déglu waykat bu way ba pare ne la sama son du ma dégg yow nga koy teg te son bi ba nga ko génnee indiwoo ko ci animateur bi ne ko am ba pare nga toog mu toog ngeen déglu comme gars yi dañuy faral def ay séance d'écoute invité animateurs yi ngeen da ngay déglu boo dégloo da ngay dégg mais parfois ci nit ñi ngay dégg partie boobu rek ngay dégg doo xam ku ko way dëgg la mais loolu nag Aba maa ngi ñaan ci kàttanu suñu borom ci kàttanu borom daaru nooree ni mi nga yaakaar nga may jàllale parce que wayoon naa fi Youssou Ndour way wu rëy su gi dikkeeg biram dikki Samba Amadou Ndeye la mu ngi jam sa mbay si ne non dama ko boobu bi ma koy way dama mel ne ku doon way xasaa it ci kii su gi dikkeeg biram dikki Samba
Amadou Ndela minu jam sa mbay si na binta baalub darobe Youssou xamal mu ko waxtaane woon indi ko mu nekk aba léegi dafa am lu xew bis bu rëy boo xamante ni Mbaye Ndiaye Tilala mi ngi koy waaj muy première fois sama jouru juddu ma génne ko anniversaire def sama anniversaire dama ko daan fêté ci sama kër rek 4 avril bi kooku du anniversaire u Mbaye Ndiaye Tilala anniversaire u Mbaye Ndiaye Tilala et le machine rythme suñu groupe bi nga xamante ni ci la ñu am indépendance Sénégal 4 avril la am indépendance ñun machine rythme ñu jël 4 avril def ko muy suñu indépendance bis boobu nag di 4 avril mais 28 août incha allah Mbaye Ndiaye Tilala moo koy màggal fan la koy defee Ndar taf-taf fas yéene ci sargal kan Moïse Seck doomu Alaaji Mansour Seck animateur bu mag bi ci Ndar du Mbaye Ndiaye Tilala moo koy sargal mais Ndar moo koy sargal invité d'honneur bi sa xarit la sa frère Cheikh Sarr mooy invité d'honneur bi bis boobu nag parrain bi François Gaye la ak suma yaay Awa Gànna waaw le 28 août lay am te bëgg naa Ndar gépp ñu génn sargal Moïse Seck ñun amuñu kudul moom bu ma jógee foofu comme temps amul dafa xat gaa yaa ngi toog ma sant gërëm tuuti waaw sa xarit xam nga ko moo fa jaar am di cuus waaw gis nga boo ma xoolee rek am naa ci yii de yii teg am naa ci yii aba wala yeneen bu tee yii am naa aba yii wala yeneen yi am naa ko yii am naa am naa yii aba wuy ma montre yu baax yi ñoo bokk heure dëgg la yu bon yi ñoo nga ci horloge ba te nekk fa di defar sax da lay tardé wutaatal beneen montre bu bees rek tàkk boo bëggee am jàmm sama nijaay Lamine Samba ñaari montre lay tàkk waaw moo ko laajee xam nga ko heure sonalu ko yow daal amal jàmm waaw may sant suma sponsor bi nga xamante ni su may tukki moo yor sama carburant di xaritu kër gi di sa xarit muy Serigne Xoll Youssou Ndour Serigne Xoll xam nga Serigne ku ñëw ba TFM war nga ko fa nuyu yàlla defal ko dafa bëgg Serigne dafa bëgg Youssou Ndour nekk suma xarit léegi mu am mu envoyé heure bu may dama ni envoyé rek naa la jox inshallah wuy ma boo ko tuddee rek mu envoyé waxal nga nit ku baax du nit waxal nga nit ku gaaw jarbaatu Alaaji Babacar Ndiaye ak Alaaji Maguette Ndiaye ak soxnaam su baax soosu nga xamante ni yàqulu ko dara Mbaye Ndiaye Tilala maa ngi sant di gërëm Sidi Dieye ñi ma ubbil seen kër ma def sama clip ak sama grand sama xarit Basirou Gueye Bibi ak suma sponsor Pape Samba kii ba Saint-Louis la jógee waaw ba Saint-Louis waaw da ko jar na ko tuuti indiwu ma sax kii benn kaye bu ndaw fëy rek laa indi di sant di gërëm suma sponsor leader Mangone Ba sunu assurance waaw fàttewuma waa machine rythme ñi may jàppale doore ko ci suma manager Cheikh Niang wàcc jëm ba ci suuf musiciens yi ñëpp booy lim da ngay juum te bëgguma kenn mer techniciens yi ñi nekk staff bi Ndar gi nga xamante ni nag man Mbaye Ndiaye moom laay tiitaroo ak Louga incha allah ci kàttanu suñu borom jox naa leen rendez-vous ca Ndar di nuyu suma xarit monsieur le maire Cheikh Mamadou Mansour Faye Birame Penda waa Gane nuyu sama xarit Pape Ibrahima Faye Kor Fatma Diop nuyu ki nga xamante ni Papa Ndiaye mi war a ñëwaat léegi comme invité kii kon woo leen Papa Ndiaye ñu ñëw nuyu sama xarit Aline Diop en tout cas kontaan nañ ci yow bu baax a baax jërëjëf Aba son yi di nga ci gën a yëg sa bopp à la rajo incha allah comme à la télé incha allah incha allahu rabbi loolu rek laay xaar ci yéen xam naa ni yéen bis bu ngeen ma dugalee Ndakaaru Aba pello bi day gën neex da ngay dugaat waaw dama génnoon waaw da ngay dugaat Aba dugal ma boo duggaatee dina mel ni Aba sa tàngal bi nga yore ko koy may neel ma sama séeri laa koy may mu koy màcc comme bébé kon Sénégal à la prochaine yàlla na jàmm yàgg Aba di la kontaane di la bëggee jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup nuyu nag sama jabar yaa ngi dégg Diouf ma ñoxo bàyyi yàgg borom gaaya sama séeréer bi mënuma ko fàtte du yoon de aja Mbaye Ndiaye aja amoon jàmm donc yaakaar naa ni man tamit ku sant ma sant ku gërëm ma gërëm maa ngi gërëm Ahmed Fall Brooklyn Shop sama waa ji Ahmed Fall nga xam ni moom ma tere def yaramu neen waaye am di cuus bi ma tere def tànku neen moom tamit maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax waaw man damay sant rek di gërëm sama doom day Momo Novita nekk ci Devoir Liberté 6 yi nee naa leen ku bëgg a xam ni ma sañ sa yëpp da ngay daal di dem sama Instagram rek wax du bari donc Aba dañuy dem seeti ki nga xamante ni mooy Papa Ndiaye mu way moom li nga xamante ni mooy Dóor waar ndax xam naa ni Dóor waar am na solo trop ñu dem xool ko te ñëwaat ñu dem xool ko te ñëwaat ci plateau bi Papa Ndiaye Dóor waar nangu ñi ñuy def loo naka sudul noonu bu ñu nangu ñi ñuy jël di ñuy sànni loo xeer bu ëllëgee ñoom ñu jàngal seeni doom bu ëllëgee ñoo ñu jiite waat
damay dégg ñi naan boo yaroo yeewu alalu borom barke ngay doon d'accorduma ci loolu ndax borom barke moom du def lu ñaaw ku yàlla barkeel du def yenn yi yàlla barkeel du def yenn yi boo yaroo yeewu alalu baadoola ngay doon dañu lay caxate ba noppi sànni la boo yaroo yeewu alalu baadoola ngay doon dañu lay caxate ba noppi sànni la bu ñu nekkee ndaw suñu doole dafay ànd suñu fit te loolu dafay gaañ waaye suñu solee dal bay mu jot ñu dañu war a tuxale fit jële ko ci doole moom yóbbu ko ci xel moom mu ñuy jëriñ lu ko moy donc am na solo way na lu am solo booy liggéey dóor waar yaa moom sa baat booy liggéey tarkalla dañu lay laaj sa xalaat waaye booy liggéey dañu lay fonk am na waykat bi nee na am sa soxla lamb sa poos faj ko ci saasi jar naa liggéey ba daw waaye sama yaay Adja Vessel moom yaakaar naa mu ngi liggéey. Adja Vessel nee naa la moom comme li ma wax chaque jour waxaat du bari wax ndax chaque jour mu taajal ñu chaque samedi mu taajal ñu Vessel boo xamante ne bokkut ak ba ca des donc Adja Vessel da ngeen may tuuti benn parenthèse rek ma daal di wax fa mu nekk mi ngi nekk fële nga xamante ni mooy jëppal nekk ci wetu CBAO bi damay joxe waat li nga xamante ni mooy numéro am rek pour yéen ñi ko bëgg a contacter nee naa la Adja Vessel moo xam muy jeune marié bi nouveau marié bi wala nga am ay gan tout simplement mën nga ko contacter mu daal di lay defal li nga xamante ne mooy sa dressing wax la lii ni nga koy defee wax la nappe de table yeeg lépp en tout cas Adja Vessel lépp lu ngeen soxla ci moom yéen a ngi gis noonu mi ngi daw muy coupe muy lépp lu ngeen bëgg ci ndox bu tàng wala ci ndox bu sedd yéenay choisir nee naa la Adja Vessel da ngeen di bëgg rek mu ne leen ayca mi ngi noonu mën ngeen ko joindre ci 77 723 32 32 77 723 32 32 ndax nee naa la Aba Adja mooy suñu sponsor officiel. wax naa ne réew mi bari nañ ñuy jaay vaisselle waaye jaay loo maîtriser am na solo loolu dafa am ku wax ne booy liggéey mu doon sa passion doon loo bëgg liggéey ba day dox Adja daf lay jaay vaisselle mel ni ku la jox ordonnance notice ba da ko ciy bàyyi heure ba ngay taaj na nga war a taaje ka ngay taajal fi nga koy taajal boo teggee bi booy taaj boo taajee bi loo ci teg lu koy accompagner bii loo koy yàkke ba loo ci sama yaay Adja Vessel kenn du moom ma ni nee naa la day dépendre sax ci climat bi mu xool lu mu lay taaj ak li ñu sañse waaw xoolal tey nga def zone mu jox la kaas bi xam na ni zone ngay def tey xool na climat bi mu xaw a xiin di xaw a niis ak di xaw a yi mu indi la lu am tuuti doore sama yaay Adja Vessel kenn du moom Papa Ndiaye ñu ngi woon ci ki nga xam ne tarkal la bu plateau bi yanjee moo ko yanjal yow mën ngaa nuyoo waale le temps ñun ñuy enjoy li nga xam moom lañu suñu yaay indil Adja Vessel dóor waar Papa Ndiaye acca maaleykum salaam fay naa la bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu suñu bopp téléspectateurs yëpp waaw di leen jaajëfal di leen gërëm ci seetaan bi yéen amuñu seen fay ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu borom kër gi di nuyu Youssou Ndour di nuyu ñëpp maa leen jaar yéen ñëpp di leen béggee waaw man musique reggae laay def Pape Ndiaye officiel waaw reggae musique laay def dama génnee depuis le 12 mai benn album 7 titres album 5 titres 7 titres 7 titres waaw 7 titres waaw album nga wax bu baax album 7 titres waaw album moo ngi tudd Àdduna premier titre moo tudd Àdduna deuxième Sénégal troisième La Guerre quatrième Xalaas cinquième bi moo nekk Dóor waar sixième bi nekk Trahir septième morceau bi moo nekk Noon waaw mu ngi génn depuis le 12 mai disponible na ci plateforme yëpp waaw boo tapé Pape Ndiaye officiel da nga koy am direct YouTube waaw. Pape Ndiaye nga indil ñu li nga xamante ni mooy Dóor waar muy actualité pour yaakaar naa message la pour toute une jeunesse tey nga xam ne xale yi dañu war a gën a jàpp gën a liggéey gën a dóor waar loolu le message bi di porté noonu. waaw loolu moo ñu yëkkati sax loolu presque moo ñu dugal ci musique. xool fi Sénégal rek nga baal li ñu dugal ci musique xool fi Sénégal toll. xool fi réew mi toll ñu ne war nañu mën a jël suñuy idée participer ko séddoo ko ak doomi réew mi wax suñu xalaat ci réew mi moo waral ñu dugg jël album bi tudde ko Àdduna def ci 7 titres yooyu pour mën a soññi jeunesse bi gën a waxaat xam ni dóor waar rek a wóor liggéey moo wóor waaw ñu gën a fonkaat liggéey wàññi yu bari daal wàññi yenn yu bari xam nga ak yi jot a xew ci réew meek lu ne yooyu moo tax ñu dugg ci musique loolu moo ñu ci dugal. histoire nga way parce que da nga ni dóor waar
boo liggéeyee dañu lay fonk boo liggéeyul nangam ak sàngam loolu lu la wayloo loolu da ngaa waye xol wala ak sa xel nga waye waa ñaar yëpp waa ak yéene bi ñu yéene ci Sénégal yëpp doomi réew mu mën cee jariñu dóor waar moo ñu war li ñuy xaar bari na bu ñu nangu ñu ñuy def loo naka sudul noonu bu ñu nangu ñu ñuy jël di ñu sànni loo xeer bu ëllëgee ñoom ñu jàngal seeni doom bu ëllëgee ñoo ñuy jiite waat damay dégg ñi naan boo yaroo yeewu woo alal borom barke ngay doon d'accorduma ci loolu ndax borom barke moom du def lu ñaaw ko yàlla barkeel du def yenn yi boo yaroo yeewu woo alalu baadoola ngay doon dañ lay caxat-caxatee ba noppi sànni la ñu bàyyi loolu xel bu baax jeunes yi bàyyi loolu xel ñu bañ di leen utiliser di leen dugal ci yenn yi di leen def looloo xamante ne du naka su dul noonu la daal loolu moom moo ñu dugal ci musique damay ndurul taalifkat yow kuy wax waaw parce que way yëpp àdduna ñëw ci dóor waar dem waaw yow da ngay mel da ngay wax ji la gën a yitteel waaw wax ji moo ñu gën a yitteel wax ji waa jël lancer message moo ñu gën a yitteel actuellement ñu ngi liggéeyaat leneen sax ñu ngi liggéeyaat leneen di préparer waat leneen macha allah yoo xamante ni incha allah bu ñëwee surtout ci moment yi ñu jëm diggante 2022 23 jëm ba 2024 pour mën a gën a artu jeunesse bi li nga xamante ne mooy jariñ réew mi ñu wax ci te wàññi yenn yi daal li ñuy wax gars yi xam nañ am na solo donc en tout cas dañu lay bàyyi nga wax ñu son bi kan moo ko def ban studio clip bi kan moo ko def ak fan la ñu mën a dem pour xool li nga xam ne mooy clip bi waaw son bi maa ngi ko defee studio Trappé musique Bafu Mbour 1 Thiès moom maa ngi dëkkee Thiès Ngent waa Thiès nga waaw waa Thiès laa mais clip bi ñu ngi ko defee studio bu nekk Mbour 1 ci suñu waa ji ñuy wax Bafu borom baax la moom maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax ku yàlla baaxal la waaw bi ci topp nga ni fan la ñu mën a dem pour xool li nga xam ne waaw bu ñu duggee YouTube Pape Ndiaye officiel ngeen di bind waaw ngeen mën a am album bi mën ko déglu bu baax xool ko waaw bu ko defee ñu préparé waatal leen leneen waaw en tout cas sant nañ la gërëm nañ la ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin sant ñi nga bëgg a sant après nga gërëm leen quoi waaw ñu ngi leen di sant di sant DJ Kals ak Kaza ak Olivier di leen sant yéen waa plateau Olivier Kalse waaw di sant borom kër gi tamit Youssou Ndour waaw Youssou maa jigéen jur di ko sant bu baax a baax kooku nee naa royukaay la dañ ko war a bàyyi xel surtout Afrique dañ ko war a bàyyi xel parce que bëgg-bëggam yëpp mooy avancement Afrique moo tax léeg-léeg ma naan papa Youssou Ndour tu es le meilleur parmi les meilleurs artistes musique d'Afrique et du monde l'icône africaine et mondiale par ta sainte parole musique dont vous partagez vos conseils continue à nous les procurer. Continue à nous les procurer ça fera lever de la conscience africaine. waaw ñu ngi wax xale yi ñu bàyyi ci loolu xel daal parce que liggéey rek moo ko ñor. liggéeyal àdduna rek moo ko ñor. am na solo waaw ñu ngi sant suñuy waajur yi di sant sama mag yi ak sama rakk yi. di sant sama xarit bi Modou Mbaye. sa gaay ñoo ànd sama waay la. di sant ñoom sama gaay yi ñoom Grand Tukulóor. moom dafa bëggoon ñëw mais liggéey bee ko téye ñoom Pape Souley waaw ñoom Ras ñoom ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay kontaane bu baax Ndiaye donc comme invité yi xam naa ni ña nga fee toog ba tey yaakaar naa ni diñu xaar nañu doxal waaye balaa ñu dem sam dama bëgg souhaiter un bon anniversaire à koo xam ni ku sori la ci man maître Lika Ba notaire bu mag bi nga xam ni mu ngi ci réew mi maître Lika Ba defkatu lu baax maître Lika Ba di jigéen ci Ibaba waaye jigéen ci Manar Ba donc maa ngi lay souhaiter nga dund la totale yaay booy loo dund rek doyul maître Lika joyeux anniversaire yal na yàlla sàmm la yàlla taxawu la yàlla bàyyi la ak sa xel ak sa xol ba li nga yéene yëpp nga mën di ko yeggali en tout cas bu nu yàlla bëggee nañu bàyyi ak Lika ndax Lika nit ku baax la nit ku mën lu baax la et nit la ku koy def yàlla jàmmam yàgg koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek ki nga xamante ni mooy maître Lika Ba di ko wax joyeux anniversaire say doom tey ñoo toog ci biir Week-end Stars di la souhaiter une très bonne fête d'anniversaire donc dundal beaucoup dundal yaay booy. ayca bi nga noonu dañuy jëlaat beneen invité bi nga xam ni moo ci topp Larija. waaw Larija yaakaar naa way na gaal gi. waaw way na gaal gi de merci beaucoup merci Larija way na li nga xamante ni mooy gaal gi ñu dem xool li nga xamante ni mooy gaal gi ñu dellu si waat aussi. Larija ayca am nañ problème nag. waaw. kaay Lari kaay. Lay down
lay daw bay daanoo xale yaa ngi jël gaal jëm tuugal defe ni tuugal mooy bëggal te gaal gi wóorul oh frère lay daw bay daanoo xanaa xamoo ni yàlla jeexul te fekk yoon jeexul waxu sil ci biir loolu donc am nañ ki nga xam ni moom mooy Laridja way gaal gi way ko ci genre reggae wala xaw ma lan la ko way en tout cas artiste la xam ci ban style la ko waaye mais dañ lay bàyyi Lari nga nuyoog téléspectateurs yi d'abord. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum Aba vraiment sama jigéen kontaan naa trop Samira damay chaque jour damay toog di leen seetaan ndeysaan nga neex ñëpp nit ñi Sénégal yëpp dañ la bëgg yaak Aba mooy no stress ndeysaan Gambia bëgg nañ la de waaye bala may commencé Aba damay sant yàlla julli si yonent bi salaay salaam sant sama ñaari waajur ajaratu Kumba Mbaay di sant Bour Gueweul chauffeur taxi sama papa chauffeur taxi la woon man xaalisu taxi lañ ma ngeen teewee comprendre nga moom maa ngi koy moom yàlla na yàlla seddal suuf si kawam moo doon dawal après dafa bàyyi lépp dem dawalal sëñ Cheikh Mbacke bu sëñ Modou Fati Xalifa ba muy wàcc liggéey mi ngi leen di ziar waa Touba yëpp yow Aba da nga bëgg borom daaru moo tax ma bëgg la man taaliba Cheikh Moussa Cissé la jàmbe daaru mais dama bëgg borom daaru ndax xale yi dañ ko bëgg ndax dafa sell moo tax ñu bëri Sénégal yëpp dañ ko bëgg borom daaru te ki nga xam ne day jël xale yi di ko teg ci yoon kooku dafa jara jàppale parce que ndaw moo yore réew ëllëg waaye mooy yàq réew waaye ndaw tamit moom mooy defar réew di gërëm professeur Massamba Gueye mi nga xamante ni vraiment lépp lu may bind da ci bàyyi xel bu baax muy sama professeur aussi ma di ko apprécier lu bari parce que ñun artistes yi nga xamante ni day jeune talent lañ yëpp daf ñuy teg loxo di ñu suivre di ñu bàyyi xel bu baax di ñu conseiller loolu aussi lu am solo la di gërëm sama waa kër yi ma bàyyi ko fële Malika ak ñaari masaar yi ma am bu kër masaar ak masaar bi nekk si clip bi nii moom moo joué kumbis sama waay la moom mi ngi Malika fële di ko toj yaa ngi dégg li ma la wax nii noonu la demee mais aar yàgg nañ si trop 2010 génne naa benn son Sunshine man cheikh every day you see the sunshine every night you see the moonlight so brother and sister use your mind God is there for you anytime loolu mi ngi daw en 2010 ñu génne woon ko fekk sëñ Saliou bi muy wàcc liggéey sëñ Saliou ñu deje ko sëriñ Saliou def ko hommage ñu dem ba si biir génne waat gëstul balaa ngay dee après bii mooy gaal gi ñu di ko def di ci sensibiliser jeunesse bi bii moo mujjee ñëw nii bii mooy toj nii Aba nga woy ci di sensibiliser xale yëpp ni leen la xew fële ca Europe mooy xew fii mën ngaa dem fële doo fa am wërsëg nga nekk fii am fi wërsëg kon donc mën ngaa xaar li laa waxoon de man dama ni fekk musique yóbbu man damay ñaan sama papa Youssou Ndour mi ngi dégg yàlla na ma yóbbu Europe man damaa ñaan musique yóbbu ma Europe musuma dem Europe nag Gambie gi laa yam sama voyage Gambie la yam mais damay ñaan yàlla bu may dem Europe tey musique yóbbu ma te su ma demee damay dellusiwaat sama réew liggéey parce que lii ngay def moom solo bi mooy sa ñaari son bii mooy sama 3e mais sénégalais yi xamuñu ma yow fooy bindee inspiration yi fan lay jóge di ñëw ci yow parce que ñun ñëpp gis nañ ne artiste nga waaw quand même parce que bi ngay ñëw maa ngi naan am nañ problème parce que artiste la ñu am dañu naqaree artiste boo toogee ak moom genre moom dafa naqaree canaliser yéen genre yi dund art bi mën naa jël exemple waaw si da ngeen di free da ngeen koy waxee ni ngeen ko sentir ak yooyu bi ngay ñëw maa ngi naan am nañ problème mais tey yow nooy bindee inspiration yi ngay bindee fan lay jóge ci yow waaw man nag Aba dama bëgg Serigne Touba yàlla xam na ni xam nga li nga judd foog nga bëgg ko sax mais ñun Serigne bi mooy suñu lépp daal ñun Serigne bi mooy suñu source d'inspiration su ma toogee di déglu xasida damay am inspiration su ma toogee di déglu zikr damay am inspiration man sama inspiration ci Serigne bi laa mën a wax quoi mënuma wax feneen parce que ñun Serigne bi la ñu am Serigne bi daf ni yàlla jox na ma àdduna ak alaaxira loolu la Serigne Touba di gërëm sëñ Muntaxa gis nga taw bi ni mu baree dafa toog jàngalu xasida ñaan réew mi yëpp yaa ngi dégg taa dëgg la kon donc nañu xam ni loolu du caaxaan ñaan gu nangu la
ñaan gu nangu la kon donc kilifa yi ñu fi am di wàññeeku waaw kilifa yi ñu fi am mooy suñu richesse ak kilifa diine yi tarixa yëpp nag laa gërëm waaye ñun fi ñu bokk muy sëñ Muntaxa ñëpp a ko jox loxo amul benn tarixa boo xam ne na ko ginnaaw barki démb wax ay wax yu fort waaw suñu kilifa yi na xale yi roy ci ñoom xale yi nañ roy ci billaahi Aba 10 ans laa def Diourbel kër gu mag 10 ans laa def kër gu mag maa ngi jàngee CM Mamadou Moustapha ba nekk kër Cheikh fa la ma sama waajur bi yóbbu ma jàngi Dakar laa dëkk nag Malika sama waajur mais dañ maa yóbbu Njaare ma jàng fa 10 ans am na solo foofu la amee BFM dem si lycée Ndayane bi foofu la nekkoon bu ñu toogee il est intéressant bu ñu toogee dinañu waxtaan ak moom ba plateau bi jeex wax ñu say projet am na yeneen invité yu toog di ñu xaar mais vraiment macha allah clip bi aussi fan lañ mën a dem waaw ok projet yi mooy Festimag ku nekk dégg na ko di gërëm tamit Ngone Ndour parce que Sodav ñun moom lañ am te Ngone daf ñu liggéeyal moo tax ñu tegaat ko man maa ngi bokkoon ci candidat yi maa ngi bokkoon ci candidat yi foofu ci élection yi fële assemblée générale bi musiciens yëpp daje fa ñëpp bëggante loolu rek lu nekk la dajaloo boobu projet yi mooy festival bi Fesmag festival ñu waroon ko def lancement le 31 bi passé mais corona ñëw rek fattañu mais ak ñaanu sëñ bi yàlla baax na dinañ dem ñi ngi ko programmé incha allah Fesmag bi le 25 décembre bii di ñëw lañ ko programmé ministère de la culture ñu ngi leen ki yoon di leen ñaan dimbal bon ñu ngi ñuy bàyyi xel di leen ñaan ñu dimbali ñu parce que dama bëgg Malika Béye ma ko bëgg a defee ak Kër Massar Fesmag mooy Malika Kër Massar maanaam artistes yi fa nekk ñu feeñal leen woo Aba mu ñëw taxaw ñu wane ko live en direct TFM te xam nañu loolu dina am ndax grand bi lépp lu ñu indi ñun da siy jàpp mi ngi jàppale jeunesse bi ñun suuxoon nañ man damaa bàyyi woon aar maa ngi doon marchand ambulant yére laa doon jaay mais bi Sodav ñëwee dañoo suqaliwaat lu bari donte li ñuy joxe sax bariwul noonu ndax état tamit war na leen gën a jàppale ndax ñoom ñu jàppale ndax ñoom ñu ñuy jàppale en tout cas Lary Dia kat sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax waxal sa mot de la fin ñu jël beneen invité bi nga xam ni moom moo ñëw son bi wax ñu fan la ñu mën a dem pour mën ko fa xool waaw son bi soo demee YouTube bu ñu dem ci page u Talla nag sama ki ko réalisé parce que am na xaalis gis nga Lary Dia nañ dem sama page Lary Dia officiel ñu enregistré ko foofu ñu jëlee ko foofu ndax ma am 1 milliard de vues loolu laa bëgg quoi def leen ci gafaka gi dara parce que instant bii mooy loolu dëkk bi dafa tar def leen ci dara Aba foofu boo fa demee di nga fa fekk Lary Dia boo tapé Lary Dia rek nga dem YouTube di nga am foofu noonu ki nga xamante ni moom mooy kii toog tey sant nañ la gërëm nañ la man tamit sant naa la gërëm naa la bëgg naa la mbokk taalibe man dama lay bëggee Aba Kinkeli mooy ñëw Kinkeli lu mu way Kinkeli de docteur la wax mooy ñi ngi ñàkk xaw ma nag luy metti si moom xaw ma lu ko dal waaye nañ dem xool rek ay te nañ dem xooli ko te ñëwaat léegi ci plateau bi Kinkeli naroon ak Kinkeli bi way docteur yaakaar naa ni am nañ ay gan tey. waaw am nañ ñaari gan sax. Raas suñu collègue la. Raas suñu collègue la RFM la nekk TFM la nekk suñu collègue la. macha allah donc ànd ak Kinkeli bi. qui sont docteur. Kinkeli ma sama xel di dem ci Kinkeli ba mais laata boobu dama leen di bàyyi ngeen nuyoo téléspectateurs yi. bon ñu ngi lay fay. de nuyu tous les téléspectateurs bu TFM ñu ñuy seetaan ci Sénégal ak ci àdduna bi. Aba maa ngi lay nuyu mon frère. maa ngi lay fay maa ngi lay kontaane bu baax. voilà donc dama ànd ak un artiste sénégalais bu tudd Kinkeli bi comme Kinkeli Ba. mu nekk artiste musicien reggae ak pop music basé au London depuis 15 ans
bon dañu def benn morceau ànd si aussi ak Pape Niang. Pape Niang mu nekk un artiste très connu ici au Sénégal ak bitim réew Pape Niang non-voyant mi way Laago Adja Xaar Mbay Taar voilà dañu ànd ak moom ci morceau bi ñu produire ko ak sunu label bu tudd Neron Agency parce que maintenant on a monté un label de production management booking comme dañuy def ay festival reggae di fi indi ay jamaïcains et tout on s'est dit que léegi nag war nañ mën a gën a liggéeyal reggae Sénégal jaay ko en Afrique surtout jaay ko dans le monde parce que le Sénégal dañu am potentiel on a des artistes yu am potentiel peut-être visibilité mooy des peut-être sur le plan lyricisme production mais pour revenir ci chanson docteur dañu gis Covid bi mu ñëwee le président il a dit que nous sommes en guerre c'est vrai parce que dañu nekkoon en guerre ak Covid mu tëral ñu bëri ñu ne première vague deuxième vague voire même maintenant ñu ngi waxee troisième vague voilà léegi nag ñu ne dañuy rendre hommage féliciter les docteurs et les acteurs communautaires parce que Covid bi dina dem dafay jeex ala kuli xaal docteurs yi seen liggéey dafay nekk ilaa yow mi diine abadan donc loolu la ñu bind morceau bi man Kenkeli bi ak Pape Niang ñu enregistré ko masteriser ko à Londres indiwaat ko def vidéo bi Sénégal damay bàyyi Kenkeli bi mu am tuuti lu mu ciy sànni. maa ngi wax asalaamaaleykum di nuyu Aba di nuyu aussi sa soxna su taaru si nga toog ak si plateau bi di nuyu ñuy seetaan waa téléspectateur TFM yëpp di présenté wu comme ni ko daas waxee man la Kenkeli bi lan moo tax ñu ñëw fii mooy dañ bëgg a remercier docteurs yi si taxawaay buñ taxawaay ci mbas mi moo tax ñu génne d'ailleurs benn single voilà boo xam ne dañ ko dédié docteurs yi ak grand bu ñuy wax de legendary Pape Niang ak Ras Lom Ras ak man mi parce que dañu gis ne ñoom vraiment ñoom ñooy yor lu mënta ñàkk quoi vraiment te boobu léegi day mel ni dañ leen di tëb gisaguñ kenn remercier leen te ñu ngi risquer seen vie tous les jours que Dieu fait pour sauver nos vies quoi donc on a jugé nécessaire de leur rendre un hommage donc loolu moo waral ñu teew fii pour présenter gars yi clip bu ñu def xam nga aussi wax gars yi ñu gën a bàyyi seen xel parce que mbas mi mu ngi fi jusqu'à présent quoi suñ sañoon mu dem takk masque coono la xam nga def gel à chaque fois coono la soo gisee nit ki di teg coonom boobu c'est pour daw mbas mi aussi dawal fexe ba def telle sorte que ñeneen ñi tamit duñ am indi ay jiixi jaaxaar donc c'est vrai Abba wax na ko léegi artistes yi dès le début nga gis ñëpp di way corona mais ñun on s'est dit nous sommes en guerre parce que le président Macky Sall il a dit ça nous sommes en guerre te comme ñun ñooy armée bi donc ñu ne ñun tamit nañu yor artillerie lourde bi nekk ci ginnaaw di xaar peut-être bu gars yi jeexalee bal ñun dañuy ñëw ñun on est venu ci beneen angle pour rendre hommage féliciter nos docteurs ak les acteurs communautaires bàjjenu gox yi dañ ci jouer ay rôles yu essentiels sages-femmes yi dañ ci jouer ay rôles yu essentiels yoo xamante ne ni population bi gën nañu comprendre loolu mooy suñu mission et en plus de cela di leen wax ni on a créé le Neron Agency pour lancer appel à tous les artistes yuy def reggae and afrobeat mën nañu ñëw liggéey ak ñun parce que agence de booking la et de management pour jàppale aussi artistes yi ñu gën a am visibilité comme yàlla def nañu may nañu contact ñu ngi waxtaan ak le marché anglophone au Ghana Nigéria ak pays francophones bon voilà loolu dañ leen ciy jaajëfal bu baax a baax li nga xamante ni delloo ngeen jokkal tout le corps médical parce que maa ngi gis ci seen message yi ci t-shirt bi muy pédiatre bi muy docteur bi et cetera donc rendre ngeen hommage tout le corps médical yéen tamit ñu leen di jaajëfal ci loolu parce que vous êtes des porteurs de voix mine de rien. Exactement. Excuse-moi de vous avoir coupé sax Kenkeli je pense que war nga mën a remercier clinique bi ñu abal ambulance yi jox ñu matériel bi Kenkeli bon vite fait ñu ngi remercier ñëpp ñu jàppale daal pour muy gaaw ci clip bi quoi déjà docteur Goro Cissé Cardi Plus ak docteur El Hadj Malick Niang et leur équipe di remercier aussi Abba Show ci disponibilité bi ak nu mu tuddati opportunité bu ñu may pour ñu mën a toog fii lancer message bi di waxaat gars yi takkaat leen masque yi bàyyi leen ci xel mbas maa ngi fi ba léegi quoi am naa yóbbante pour yow Ousmane c'est un Sénégalais bu nekk entre Espagne et la France Boustan nee na nga ñëw Pikine seet ci ko parce que man li ma sol ci kaw ba ci suuf moo ma solal moo ma jox yóbbante bi Ousmane Boustan boutique peut-être avec la dame bu ñëwee Samira merci en tout cas ñu xool clip bu Soupa Dia moom itamit bokk na suñuy invité ñu jël ko yeggali plateau bi yaakaar naa ni Samira ci kanam
temps fort yi seen petit gàlle dinañ ko xool te ñëwaat. dina am solo Soupa Dia ñu xool Soupa Dia ñëwaat. acca Soupa Dia man ak man donc Soupa Dia salaamaaleykum. maaleykum salaam Aba maa lay siyaar di siyaar soxna su taaru si sama kanam ay comprendre di béggee waa Kër Mbay Fall waa Sacré Cœur waa Grand Yoff waa Pied 24 fi ma yaroo yaa ngi comprendre di béggee sama waa studio Chat ba Chat sama producteur Perro maa lay béggee bu baax di béggee Aïda Fall sama manager sama xuloowaale en même temps dañuy xuloo rek dañuy juboo 4 heures de temps xuloo 24 yi si des yëpp billaay mais lan moo waral man ak man yow sa bopp nga way man ak man bon comme ni ko titre bi waxee rek man ak man quoi comme live bi nii bu ci xaar kenn yaa ngi comprendre bu ci xaar kenn tartar yi nii boo koy yëg yow kase la boo amee yaa ngi comprendre yow yaa koy njëkk a dund yow yaay njëkk a bégee you know man ak man ci loolu noonu la tënku même bu fekkee fii kenn nekkul safe made quoi kenn juddul rek mënal sa bopp quoi sa wërsëg mu ngi ci loxo nit mais yow da ngay nekk ci li nga nekk da ngay nekk ci li nga nekk ba loolu noonu ñëw fekk si la si nga ànd ak moom ok bi mooy sa première son wala def nga yeneen waaw non defoon naa benn EP bu defoon 10 titres ma génne ko bu ma juumul 2018 je pense après amaatoon naa yeneen ñaari clip bi mooy 3e clip officiel bi. ok Sam. waaw Soupa man ak man bi en fait man ci loolu laay delluwaat. man ak man bi daf may fàttaliku bi Beyoncé naan me myself and I c'est-à-dire da nga nekk di ñaaxaat sa bopp. côté ci yow ci sa personnalité. wala ci askan bi lan la message bi exactement. bon comme ni ma ko waxee léegi. askan bi mënoo leen bañ a yaakaar quoi parce que. yàlla ku nekk dafa am koo xam ni daf lay booleel daf lay booleeg moom yaa ngi comprendre mais da ngay tënk ci sa bopp ba pare ngay job liggéey est-ce que yaa ngi fil ba loolu noonu ñëw fekk ci la nga ànd ak moom quoi waaw. macha allah. en tout cas clip bi nice na trop décor bi j'imagine que biir Dakar nga ko defaree. waaw biir Dakar guddi gi di comme ci shop bi fii nii maa ngi bëgg au passage waa Converse boutique. ñu ngi Liberté 3 si kaw tali bi noonu maa ngi di bëgg ba waaw fii place de l'indépendance lépp boo xoolee ci guddi gi lañ ko def quoi. waaw. ça fait combien de temps yaa ngi ci musique bi. bon maa ngi commencé bu mu juumul vers 2015 mais au fait premier temps yi ay vers 2008 2007 côté yooyu noonu maa ngi doon ànd ak sama grand Hakan Ousmane maa ngi koy char bu wér nekkoon studio Gaston et tout affaire yooyu noonu. di fa dem tout le temps léegi le fait que may gis bon rappeurs yi di dugg di prise gars yi tegal leen sound ñu ciy tegu et tout affaire yooyu noonu yaa ngi comprendre mais ne lii war na lii neex na quoi lii passion la quoi war na dóob yaa ngi comprendre lii leneen la yaa ngi ñëw après si la ma amour rap duggee foofu noonu ba léegi nii ñu ngi nii di continuer suñu wéy. et tey aussi ci style musical bi rek lañ lay xaar wala dina am yeneen changement entre temps. bon mën na am yeneen changement parce que tënkuñu suñu bopp ci lenn quoi ñu ngi nii rap la ñuy def musique la ñuy def fu mu ñu woo rek ñu wuy su ko. am na solo donc dañuy wax projet yi wax ñu son bi ban studio moo ko def ak clip bi ñan nga ci àndal wax ñu fan la ñu mën a dem pour xool clip bi. waaw maa la koy wax léegi di bëggee waa studio bi Advice Music. fa lañ defee son bi. yaa ngi comprendre ñoom ñoo ñuy produire di bëggee artistes yi fa nekk yëpp. commencé ko ci Bakas Babel Killa yaa ngi comprendre Bra Brains Louda Lil Xa maa leen di bëggee ñoom ñëpp waa studio bi ñoom ñëpp maa leen di bëggee. waaw ñoom ñoo def sound bi en même temps clip bi ci studio bi lañ ko defee tamit. macha allah macha allah suñu mën a dem pour ñu mën ko gis. waaw mën ngeen dem YouTube boo demee YouTube di nga ko am. boo demee comment dirais-je ci Facebook bi tamit da ngay tapé Soupa Dia YouTube da ngay def Advice Music Group nga dugg si page bi di nga ko fa fekk incha allah maa lay bëggee Aba bu wér maa lay bëggee te teg si aussi ñi nga xam ne mbënd bi dafa jël seen kër yi et tout Aba billaahi loolu boo ko dundul mënoo ko xam barki yàlla ñun dañoo dund loolu noonu di fanaan si ay ndox muy taan yi yaa ngi comprendre billaahi barki Ahmadou Bamba dëgg la
da ngay yeew sa yaram di guus nii ndox bi da ngay ŋas pour mu wàcc nii pour nga mën a tuwaa nga mën a dallu yaa ngi comprendre yee moo tax maa leen di masawu bu baax sax di masawu bu baax waaw ñëpp dund nañ ko ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax mu taw sa kër ta waxuma sax lenn waaye seen bagage yi nga xam ni paa bi wala mère bi daf koo takkale woon teggi natt jënd ko yooyu yëpp am ci yëpp yàqu xaaroo kenn pour mu defaraatal la ko mooy man ak man bi donc day ñëwaat foofu waaw donc mais yàlla baax na yàlla dolli sutura yàlla taxawu leen teg ci ñoom loxo ba lépp yombaat leen mais autorité yi ak gouvernement vraiment war nañ ñu bàyyi xel parce que mënoo ko sant kenn wala nga koy jiiñ kenn ab taw la c'est la nature bu ñëw indi yooyu mu indi mais gouvernement bi nañu assainir li ñu war a assainir yëpp ñu defaraat la ñu war a defaraat ba mu wàññi yenn affaires yi quoi wàññi yenn dégâts yu baax en tout cas ñu ngi masawu ñëpp sam ban invité nga may ma bégee rek yaa ngi comprendre ma big up sama grand bu baax grand Iba respect grand bi maa lay big up bu baax di bégee maman bonheur yaa ngi comprendre big up fi ma ñëwaatoon ak waa Kër Mbaye Fass Sacré-Cœur Pied 24 di bëggee képp ku jàkkaarloog nii Super Dia jàkkaarloog TFM maa lay big up jaajëf Aba jaajëf Super Sam invité bi ci des waa kooku de Momo lañ koy wax nañ dem xool ban message la ñu andil ñu ñëwaat léegi aca Momo ñu dem xooli ko te ñëwaat Japs on the beat. Un jour je me rappelle quand je t'ai vu, quand je t'ai rencontré, puis on s'est perdu de vue. Notre amour n'est plus qu'un pont suspendu de Paris à Dakar jusqu'en Paris perdu. Méttiwul maa ngi tegu ci sama yoon nit ku ne dëgg-dëgg am na yoonam ku nekk ak ki ngay dajeel. Méttiwul maa ngi tegu ci sama yoon nit ku ne dëgg-dëgg am na yoonam ku nekk ak li ngay dajeel. Ma vie est de Paris Dakar, fait de détours et de hasard, chaque jour est un nouveau départ, le chemin est tout tracé. Ma vie est de Paris Dakar, fait de détours et de hasard, chaque jour est un nouveau départ et on ne peut qu'avancer. Ma vie est de Paris, un Paris, un Paris, un Paris Dakar. Dans le sable, le temps file en tout nommé et nos doigts se fondent au détour des chemins, sur les dunes ou bien entre deux dessins. Quelque chose de certain, notre amour est tout terrain. Sur la scène à Dakar, ta voix m'appelle. Je t'écoute avec les mains, toi ma chapelle. Rien ne peut nous séparer. Cover Paris Dakar bu Papa Diouf yaakaar naa ni Samira. Momo Seck bi dama koy dindi daal di teg Pape Diouf bi. way na way ku mu ne way cover nga cover bu neex ñu lay bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi lay seetaan sa caméra ngi nii. waaw salaamaaleykum waaye maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu waa Sénégal di nuyu képp kuy bëggee Momo Seck di nuyu ñëpp ñu jàkkaarloog man di ma seetaan di nuyu Aba di nuyu Samira sama grande sœur. mais ban année nga commencé way. man bii mooy sama première son. bii mooy sa première son. waaw xaaral ma war la say morom quoi mënta ñàkk. sam ñu dem xool temps fort petit gàlle wan ko Momo mu xool enjoy quoi. mu xaw ko gën a nga nekk ci biir beneen quoi mais yow est-ce que mënoo dugg sax seen petit gàlle yow bii di ñëw nga bokk ci concours bi wa doo booy paa nga yow paa nga aje Pape Samba mais ñu temps fort seen petit gàlle ñu xool ko ak booy boo xam ne booy la comme booy yi ñu dem xool yi temps fort bi loo ñu may rek ñu jël ko te ànd ak téléspectateur yi ñu sànni ko te ñëwaat léegi ci plateau bi aje aje that you just don't see, but if you are only take the time, I know in my heart you'll find. Oh, girl.
safe and warm. I wanna run to you. But if I come to you, tell me, will you stay or will you run away? He's there. Each day I play the role of someone always in control, but at night I come home and tell the kid there's nobody there, no one there's for me. How what's the sense of trying to hide your fire dreams without someone to show me? Tell me what does it mean now when I run to you? And I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe and warm? I wanna run to you. But if I come to you, tell me, will you stay or will you run away? Run away. No. I need to hear, I need to hear you wipe away my tears, to kiss away my fears. No, if you only knew how much I went around to you. But if I come to you, won't you hold me in your arms and keep me safe and I'm gonna run to you. But if I come to you, tell me, will you stay or will you run away? xam naa ni waa diaspora bi waa Italie waa France waa Europe sax laay wax waa Amérique ak ñëpp diaspora bi ñu ngi naan merci beaucoup waa Weekend Start ci teg gi ngeen teg dañoo lamb rek daj ñun en tout cas Prime 4 seen petit gallé suba à partir de 17h sur la TFM Samira dina garaaw. Aba dina garaawati sax ngay wax parce que li ma gën a neex ci seen petit gallé mooy sélection bi nga xamante ni moom la ñuy def di ko jox xale yi ñu woy ko maanaam parfois dañuy dellu ci cosaan dellu ci mère yeeg paa yi ñi nga xam ne mooy suñuy maam yeeg kinelaam yeeg yooyu parfois ñu dellu ci nouvelle génération bi donc man loolu moom ma ci gën a neex mis à part ça nee naa la chaque fois li may gën a neex ma koy sawar di wax mooy xale yi seen petit gallé yi non seulement dañuy def musique mais aussi ñi ngi ci jàng bi te loolu c'est très important moomoo dooma bàyyi ci loolu moo weet ci xam naa waaw gis nga seen petit gallé macha allah dafa nekk loo xamante ni ñëpp a koy seetaan te ñëpp a koy béggee man mi am naa ci ay xarit ñoo xamante ni dama leen di béggee moo tax duma ko sax tardé man. non mais moom Samira ma tooñ dama ko laaj di xaar mu joxaat ma sama question mu laaj la yow mi te li ma la bëggoon laaj mais moom mii ma gis day li ma la bëggoon laaj moom. moom mii daa nuroo kuy cons gisoo ko mi ngi ne tekk di déglu way bi. dama doon déglu son bi dafa neex. non mais dafa am solo donc ami xam nga ak nañuy waaye xale yi ku ci nekk ak fi nga xam ni foofu nga mën a tey jii yow nga indil ñu li nga xam ni moom mooy Papa Diouf sa premier son nga préféré def ko cover foog na da nga bind ay son denc commencé cover wala son bi daf la neex nga ne xaaral ma commencé bii way. waaw Aba comme dañuy liggéey rek ñu ngi liggéey ci suuf loo xamante ni ñoo ko def quoi. mais comme c'est une première ñu ni pourquoi pas ñu def loo xamante ni day won gars yi carrément. ñu xàmme la que ni carrément ñoo ngi ñëw te denc nañ yeneen yoo xamante ni sax moo gën a garaaw lii di doon woon gars yi rek que ni ñu ngi si milieu bi. mais lan moo tax xale yi léegi ku ci bëgg a dugg ci way rek ci
cover ngay commencé lan moo tax loolu dafa am mag bu nekk ci ginnaaw bu leen koy digtal wala moo gën a yomb. non man moom kenn digtalu ma ko. wala moo gën a yomb. non mën na bañ a gën a yomb sax parce que des fois nga def cover boo xamante ne dafa difficile. comme ku nekk xam na ni Pape mën woy te son bi dafa xawoon difficile mais comme assuré nañ ko rek alhamdulilah. mais pourquoi ce choix porté wu spécialement ci Pape Diouf parce que mënoon nga jël Ismaïla Lo wala Youssou Ndour wala keneen. mais pourquoi nga jël son Pape Diouf bi nga xamante ne. waaw loolu c'est vrai te man ñëpp laay déglu quoi man moom musique yëpp laay déglu parce que ku ci nekk am na lu may jàng ci yow ku ci nekk da nga may inspiré mais dafa fekk ni ci laa gën a sentir son bopp pour def ko. ci laa gën a sentir sama bopp parce que dama ko daan woyantu fu ma toog en plus li tax ma yokk ko def sax dafa am benn concours boo xamante ni dama si bëggoon participer ñu ni ma il faut ma def benn son boo xamante ni wala clip vidéo boo xamante ni dinaa leen ko présenter après si leen def son bi nii. xanaa The Voice nga bëggoon dem. non benn concours bu tudd Thieyli la. bu nekk fan. bu nekk Rufisque. macha allah dama ko rencontré woon nii rek si site internet bi après par la suite xaw ma woon sa Rufisque la nekk ma ni pourquoi pas ma postuler après si laa leen envoyé 2 vocales ñooñu ma yow jaru sa xaar yow koy macha allah. déjà sa voix donc après lii yaakaar naa ni am nga ay projet yoo xam ne moo topp ci lii. waaw am na ay projet yoo xamante ni moo topp ci ñu ngi waaj ay yeneen single yoo xamante ne ñoo koy defal suñu bopp incha allah nañu nit ñi xaar ci yeneen projet daal pour gën a découvrir Momo Seck. ñu ngi lay souhaiter incha allah incha allah ak nga continuer ko ci yoon bi nga xam ne moom nga nekk nii foog naa ni lan ngay def rap mbalax wala. man variété musicale lay def maa ngi gis seen petit gallé bi ñu def hommage à Thione Seck. man tamit xaaral ma sànni ko tuuti hommage au moins Sénégalais yi découvrir daal sama voix quoi. ba yëg la muy rato. ku ko yaakaar doo mandim soow ñay wëtam na soowa baawaan jaljalil waay ba yëg la muy rato ku ko yaakaar doo mandim soow ñay wëtam na soowa baawaan jaljalil waay Weekend Star Abak Samira deleen seetaan Weekend Star loolu doy na waate dina neex ca samedi bala naan ba yegg day génn ci aw bi. ci Weekend Star gi laa nga nekk lay fekk xam nga ko aw nga lay bàyyi ñëw fekk si la ci li nga nekk di en tout cas moom kontaan nañu ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin. waaw merci beaucoup seen invitation bi wala yaa takk ay verre. non man moom dama am yëpp ba yàq. Altaf Balago moo jaar fii moom. kan la Altaf. waaw man moom bëgg fàllu daf may jox ay lunettes waaye belle vue lunetterie dañ may jox ay lunettes ba ci ñële waa lunetterie Kër Rasoul ñoom tamit dañ may jox ay lunettes man ñëpp may jox ay lunettes. Altaf Balago moo jaar ci verre yi Belel boutique ñoo jaar ci Getzner bi. am na solo macha allah ñoom dañuy solal gars yi lu rafet quoi. waaw maa ngi sant Sénégalais yëpp ñi nga xamante ne ni bàyyi woon na seen njite yeewu toog di ma seetaan maa ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di gërëm waa Pikine di gërëm waa Momo family aw ma seen fay vraiment depuis boobu ñu yëg ni am naa invitation ñi ngi bàyyi seen di tey bàyyi seen programme bàyyi seen activité di ma seetaan. am na solo merci beaucoup gërëm naa am na solo ay te kontaan nañu ci yow bu baax a baax. ok merci yaakaar naa ne dañuy tëj émission bi ñun ak yow mais bu ñu koy tëj dañ koy tëjee ci benn temps formé balaa boobu dañuy tàggatoo ñun ba pare Sam. waaw damay jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy waa Black Hair ak El Hadj bu Ñambur cosmétique nekk fële ca marché HLM nga xam ne moo ma génnee ci style bi waaye aussi sama doom ndey sama xarit moom moo rasul nga xam ne moo ma habillé ci kaw ba ci suuf tey daan ne ma Samira demal nga ànd ak sa doom ndey Aba rek mën ngeen ko jot ci 135 01 01 waaye Aba sama doomu ndey ki ma tippoo moo taal Fall Sandaga moo génn ci daal bi moom ma nga ba Paris waaye man nee naa ko man maa la tippoo te Sénégal gi yëpp dinañ xam ne man maa la tippoo donc Mortala mën ngeen ko jot ci 02 52 52 ma koy jaajëfal bu baax a baax Mortala Fall Aba ci kanam rek ci kanam léegi-léegi ñun dañ naan leen léegi-léegi man ma waxaat leen waat léegi-léegi parce que bu ñu paree li nga xam ni mooy enregistrement Petit Gallé man damay def Dakar ne dort pas donc en direct mais Dakar ne dort pas roubé def lu ñu saf parce que nit ñi ngi seen i kër toog di seetaan bëgg nañ humour bëgg ambiance bëgg nañ show donc yooyu yëpp dina am tey ci Dakar ne dort pas bi boobu dama wax yow ñoo ci invité ay yëf maa tey rek li ma gis du jaaw maa tey rek ay yëf maa tey dina ci am donc Momo Novita maa ngi lay béggee bu baax sama waa ji Momo mu ngi ci Devoir Liberté 6 yi Momo mi sañseel xale yu jigéen ñi Momo mi nga xam ni tabarkàlla xale yi jonga ma ca cekkete Momo mooy ni sañseel Momo Devoir Liberté 6 xale yi bëgg lu rafet lool ci wàllu prêt à porter
apporté Momo la ñuy seeti waaye yaakaar naa ni sama yaay Adja Vaisselle kenn demul mu des. kenn demul mu des nee naa la chaque samedi ak vaisselle bu bees bu ñuy taajal moom nee naa ko maman merci rek lañ koy wax amuñu fayam bu baax a baax nga xam ne chaque samedi matin day ñëw fii moo ko di jaal Abou daal di defar suñu plateau bi ba mu nice ñun dañu ñëw rek toog daal di def suñu émission donc moom dañ koy wax mille merci suñu yaay booy ndax kontaan naa waaye Aba yemul ci lii man dama koy gis yeneen plateau yi bu ci mel ni cere Adja daal bu la taajalee rek da ngay kontaan macha allah ma leen di wax tout simplement yéen ceeb bu sew beeg ceeb bu dijj bi ni ko Papa Thion doon waxee rek ngeen dem seeti li nga xamante ni mooy Adja Vaisselle mu xelal leen ba pare jàppale leen nee naa leen numéro mooy 77 723 32 32 ngeen daal di jokkoo ki nga xamante ni mooy Adja Vaisselle soriwul dara mi ngi jëppal fële nga xamante ni Pape Samba du ma bàyyi di xam naa dina ne maa ngi répété waaye amul solo mi ngi nekk jëppal fële nga xam ne mooy ci wetu CBAO bi bu ngeen ko woowee rek incha allah vaisselle bu ngeen bëgg couleur bu ngeen bëgg modèle bu ngeen bëgg design bu ngeen bëgg incha allah Adja Vaisselle dina leen ko jox te ci prix yu abordable Aba. Cheikh Didier mooy Didier Cheikh bi ne SSP. Cheikh boo amee son dama la yóbbu ko ci yenn plateau c'est que ñun mënuñu nekk fi ak yow nga génne son ñu teg ko kon dañ naan dañuy def mu daan nu xam nga mënuñu laa invité yow kay demal ci yeneen plateau yi rek ñu fii ngay liggéeyee fii nga dëkk buñ la fi tegee dañ naan ñun suñu bopp la ñu yemale affaire yi baal ñu rek Cheikh mënuñu laa teg nañ dem ñu tëjee plateau bi beneen temps fort seen petit gallé kontaan naa ci équipe bi nga xam ñoom laa àndoon neex a fekk ndar sama waa ji petit organisateur bu mag bi nga xam ni conférence de presse daayira gàmmu màggal lépp rek loo xam dafa jëm ci diine moo ko organisé yàlla na yàlla defal ko jàmm Cissé maa ngi koy kontaane waaye lom mi nga xam taar kàlla day ñëw takk ay verre mi ñuul kukk di xool nit ñi te kenn xamul li ñu fi def moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Abou Abel sama waa ji maa ngi lay kontaane Papa Silla maa ngi lay bëggee waaye di bëggee le grand réalisateur de tous les temps le mister le si the best. bul fàtte Ibou Diouf balaa ngay yeggale. Ibou Diouf maa ngi lay kontaane ak Saliou di ko félicité moom bu baax Saliou dafa am diplôme bu rëy. waaye damay demaat ci réalisateur bi. le mister le si. le mister Jële l'incontournable l'infatigable son excellence. borom wax ju sew ji ci fii. le grand réalisateur sa majesté le Koukandé des réalisateurs Pape Samba Dia merci beaucoup.